auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñuy nuyu ñeenti yeewoo ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw di rafet seen ànd ak rajo télévision Walfadjri rawatina seen émission diine ak jamono diine ak jamono mu ngi ñëwaat tey ak sujet d'actualité bu laalaat nag wàllu politique kon laalaat na réew mi ndax itam politique bi comme dafa ëmb lu bëri nga xam ne itam nag façon bu ne ak boor bu ne lañ ciy waxtaane wala ñu ciy jëfe moo tax tey ji ñu agsiwaat ci sujet bu ñu interpellé ñu ñëpp ndax dañoo toll ci wàllu yoon toll ci wàllu politique toll ci waajtaayu élection ci lii lan la ba bëgg ñoo yóbbu ci fii fan la ndax ñu bëri ne ndax fii Sénégal la ndax li fi am bëri na lool ba jaaxal ñu bëri itam ba ca njëkk itam mooy wàllu yoon nga xamante ne kii nga xam mooy maire de Dakar bi ñu fi àtte woon ba tëj ko itam te mu defoon appel loola itam ñu nekk di ko àttewaat mu am nu mu bindoo ak ya cay bindoo yu bees yoo xamante ne tax na nit ñi ne ndax lii nag jotul ñu waxtaan ci te mooy ci biñ koy àttewaat nii la cour CEDEAO cour de justice ba génnee ne nag dañoo indi arrêt bu ne kii nga xamante ne mooy maire bu Fasal biñ ko tëjee ci diggante bi mu faloo député ak bi ñu dindee immunité parlementaire am ñu ne loolu détention arbitraire la bi tax ñu ne fanweeri million ak juróom la ñuy laaj état Sénégal ñu ndampee ko loolu itam bokk rek ci pàcc ci li nga xamante ne moom moo concerné Khalifa Ababacar Sall ndax ñu ngi jëm ci ay élection te waxoon nañ fi ne candidat la muy xaar nag kañ lay jeexal recours am yooyu ba itam ñu jublu ci mbir moomu beneen ba ca tegu itam kii di Karim Wade ñu ne rejeté nañ inscription am ci liste électorale yi te moom mu nekk candidat parti démocratique sénégalais loolu indiwaat coow loo xam ne tey biñ koy wax te jeexalaguñ dañu wax ne ca Monaco état bu Sénégal dafa sàkk woon ngir ñu teg loxo lépp loo xamante ne dañ ne alalu Karim Wade la ci liñ koy toppee ñu ne alal bu lawul te ate woon ko ba tëj ko juróom-benni at mu génn réew mi loola itam nag ñu ne débuté nañ fa Sénégal cour d'appel bu Monaco mu ñëw teguwaat ci loo xamante ne CEDEAO ñoo ko génnee muy arrêt boobu ñu ne nag boo boole loolu yëpp si Sénégal ak kër attekaay yi ci biti maanaam ci bitim réew naka lañ war a taxawee ak lañ war a def ba loolu bañ ñoo jural safaan wala ay daan yoo xamante ne ñu bëri ñu ngi koy ragal démb nag fële ca fa ñuy attee ak kii nga xamante ne mooy Lansana Diaby di procureur général ne nag arrêt CEDEAO boobu war nañ ko càmbar te itam jëfe ko ndax itam dañoo nekk ci lu ñu duppee droit communautaire loolu yëpp nag ñu dajale ko tax ku jegi ne réew mi ni muy doxee ak fi mu toll tey laaj na nag waxtaan waaye itam laaj na xeex ndax toog di wax rek yaakaar nañ ne mënatul nekk solution tax ñu ne ñoom nas nañu doxu ñaxtu fukki fan ak ñett ëllëg te itam nag nee nañ bu ñu amee ak bu ñu amul itam dogalu nguur gi ñoom bi yoon moom dañuy dox ndax la leen di tax a dox itam nekkatul politique waaye bokk na ci nekkin gu métti ak jafe-jafe yi am ci àll bi ak ci wàllu ndox mi ñàkk ci Ndakaaru ñu ne loolu yëpp nag boo ko dajalee Sénégal ñu am problème waaye du politicien ñu am problème kon loolu yëpp nag nee nañ tax na ba suba dañuy dox doxu ñaxtu loolu nag ñu taxaw ci foo xamante ne kon jot na ñu waxtaan ci mbir mi ba xam yan yoon lañ ci war a aw wala boog itam kan lañ war a artu ba jàmm dikkaat ci réew mi ñu prié ci nag ay nit ñoo xamante ne tey jii ku ci nekk sa teewaay fii lu jaadu la ñu ngi fi ak kii di Ibrahima Sène mu ngi bokk ci PIT Sénégal nekk membre du secrétariat Ibrahima Sène maa ngi lay nuyu. maa ngi fi ak Cheikh Gueye di maire Derklé nekk membre au conseil de collectivité territoriale nekk itam membre Ligue démocratique Debout LD Debout Cheikh Gueye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi fi ak kii di Ibrahima Ndaw mu ngi bokk ci cellule cadre républicain Ibrahima Ndaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ousmane. maa ngi fi ak Sara Sall bokk ci parti démocratique sénégalais nekk membre comité directeur Sara Sall maa ngi lay nuyu. jërëjëf Ousmane maa ngi lay nuyu. jërëjëf kon ñu toll foo xamante ne kon réew mi ñu ngi koy waxtaane waaye réew mi itam mu ngi ci coow réew mi mu ngi ci ay dem ak dikk boo xamante ne tey jii ñu bari jàpp nañ ne nag jot na ñu jéem a def bilan xool naka la ñu defee jëm ci kanam ndax boo moytuwul itam deltu gannaaw mën naa am ci lii nga xamante ne moom la ñu séntu ci réew mi yëpp. Sara Sall yéen nga xamante ne yéen a nekk ci front bi nga xam ne taxawal ngeen ko te fas yéene itam nag am yu bëri ci ay sañ-sañ yu ngeen jàpp ne dañ koy salfaañe ngeen xeex ko ñu ne nag bëgg ngeen doxu ñaxtu waaye itam bi yoon bu ngeen amee bu ngeen amul itam seen autorisation da ngeen fas yéene dox lan moo waral ñu àgg ci radicalisation boobu comme ni ñu ko mën a duppee wala boog itam taxaw boo amatul deltu gannaaw. jërëjëf Ousmane ginnaaw bi ma la nuyoo gërëm la ci invitation bi nuyu suma naataango yi mu bokkal plateau bi le grand Guèye monsieur le maire doyen Ibrahima Sène ak monsieur Ndaw de l'APR di nuyu seeni téléspectateurs fii ci Sénégal ak ci biti
wax nga ko ci sa biir njëlbeenu ci introduction bi da nga ni li xew Sénégal fi ñu toll nii tey du sax parti politique yi lañ ko def du responsable politique yi xam ne ñoo nekk ci landeero bi lañ ko def Sénégalais yi seen bopp lañ ko def ndax démocratie dafa di loo xam ne alalu ñëpp la réew mënul jëm kanam li ñuy wax état de droit amu fa mënul nekk lii xew ci réew mi nag man personnellement bettuma te képp ku am seetlu xamoon na ni fii la ñu jëm si ndax régime boo xam ne mi ngi sosoo ci ay maanaam wax loo xam ne méngoowul ak li am mi ngi sosoo ci ay financement yoo xam ne yu occulte mi ngi dundee ay promesses ay slogan juróom-benni at a ngi nii alors Sénégalais yi gisuñ ci dara bu ñu demee ba dara desul lu dul delluwaat ci population yi delluwaat ci peuple dagaat seen baat laajaat leen est-ce que lii ngeen xam ne moom ngeen fi tegoon depuis 2012 pare ngeen pour renouveler seen i mandat wala boog comme gisul ni seen bopp da ngeen a fas yéene changer bu ñu jëmee fol fu mel noonu rek ki nga xam ne mooy président sortant bi parce que dès qu'on parle d'élection président sortant candidat la comme ñeneen ñi ci des le peuple souverain bu boobaa moom mooy tànn mais règle yi dañ ko war a maanaam respecté alors mais bu fekkente ne moom gis na ni malgré tintamarre bi malgré PUDC je sais pas CMU PRACAS et tout je ne sais trop encore quoi eh bien dara gisuñu ko ci maanaam lu concret ci dundu population yi xam na ne mënul fexe ba am deuxième mandat ce n'est pas possible lenn la moo ko desee mooy mu salfaañe règle yi dëggaate démocratie bi instrumentaliser justice bi képp koo xam ne bu taxawee moom ci làmb ji daan ko mu fexe ba du bokk loolu moo indi situation bi ñu nekk ni tey or li fi nekk ni tey dafa garaaw ba nga xam ne il faut que sénégalais yi xam ne lépp lu ci mënta juddu ëllëg Macky Sall est le seul responsable parce que boo jëlee le cas du maire de Dakar monsieur Khalifa Sall lañ koy toppee waxuma sax maanaam tàppale gi ci nekk mais tey boo xoolee bu doon ne justice bi dafa tëddee njaaxaanaay bu doon ne justice bi instrumentalisé wuñu ko kon tey ku mel ni Alioune Sall ku mel ni Mame Mbaye Niang bi ci mujj ñoom ñëpp procureur bi waroon na autosaisir woo leen mais lu ñu ci gis dossiers yooyu yëpp dañ ci teg le coude comme il l'a toujours dit le président Macky Sall léegi nag ñu jàll ku mel ni Khalifa Sall dugal ko ci kaso bi alors mais le plus grave dañu bokk ci ay kuréel yoo xam ne lu mel ni CEDEAO bu ñu demee ba jël dogal ne leen li ngeen def tegu leen ko fen détention arbitraire génne leen ko ba pare damp ko ñu commencé comme d'habitude di naxasaale di wax oui ñun on est un pays souverain mais am na convention boo ko xasee signé nga ratifié ko mais da nga jébbale sa benn pàcc souveraineté da nga cee bokk mënatu parce que bu dul loolu ñoom du ñun suñu armée du am sañ ñu ak yeneen armée africaine yi dugg fële réew mu toll ni Gambie di fa jëlee président boobu nga xam ne il a été élu malgré tout d'accord alors ak yeneen ak yeneen Wade boo seetloo ils ont toujours soutenu que Karim Wade a pris 4000 milliards nangami milliards ñu tëj ko ñetti at ak lu topp ñoom ñoo xëy ne dañ koy amnistier astafurlah gracier Karim ne bugguma grâce mais loolu kenn mosu ko gis fenn ñu imposer ko grâce defal koy kër génnee ko ci réew mi mais leneen li ñu seetlu mooy dossier boobu fenn fu ñu ko mënta yóbbu ci àddina bi ñu jox leen fenn amu leen dëgg amu leen yoon tëj doomu jàmbur bi ci loolu kër yi dafa di instrument boo xam ne amul fenn fu dul Sénégal ensuite maintenant ñu ne non du mas a ñëw mais comme xam nañ ne li ñuy wax pour maanaam nax Sénégalais mais Karim kenn mënu ko tere ñëw ci réew mi ils sont allés revoir le code électoral dugal ci ay termes électeurs changer article 57 bi xam nga en même temps ils ont créé l'histoire du parrainage pour bloquer yenn candidature yi loolu yëpp doyu leen ñu ne comme il est allé s'inscrire au Koweït léegi on va essayer de passer par un autre canal l'article L31 du code électoral pour wax ne oui CREI yi atte na ko tëj na ko nangami at mënatul bindu ci élection mais c'est faux c'est archi faux amul fenn amul alors aujourd'hui le problème c'est que c'est le ministre de l'Intérieur ak ay services am ñoo dajaloo toog ne dañuy génne Karim ci liste dañuy jéem je corrige dañuy jéem mais mënuñu ko parce que kenn rek moo ko mën c'est le juge fañ ko mënoon wax ne yow mënoo amoo droit inscrire wala mënoo inscrire mooy ci commission bi Covid ba mu fa demee mais dès l'instant que inscrire nañ ko jox ko récépissé
kenn mënut ko génne noonu. d'accord dinañ ci dafa am délai pour def loolu. dafa am yoon boo war a jaar pour def ko. ils ne l'ont pas fait aujourd'hui ils sont dans le désarroi. comme pour le dossier de Khalifa Sall. parce que xam nañ ni Sénégalais yi dinañ leen sanctionné à la kulli alim kenn mënu si daal. dinañ ci ñëw léegi Sara Sall. Cheikh Gueye parce que Sara Sall tudd na ko dossier Khalifa Sall ñu toll ci foo xamante ne tey defoon na recours ñu ngi ko jugé en appel àllarba incha allah la ñu war a jëlaat audience bi loolu itam toll foo xamante ne tey boo ci doon tiré bilan àgg na foo xamante ne mu ngi ci recours waaye yeneen ñëw na yokku ci bi muy ADCDAO ak ni ko ki nga procureur général interprété yooyu yëpp boo ko dajalee teew ban yaakaar nga am ci kaawu Khalifa Sall bi nga xamante ne tey moom itam mu ngi toll ci guddi bu bët setagul ndax ba léegi kenn mënagul wax ne konoon nañ ko définitivement waaye kenn xamul li koy xaar ci wàllu mbindu ak jëm ci élection. jërëjëf sëñ Ousmane maa ngi lay nuyu te di la jaajëfal ci invitation bi di nuyu suma xarit yi nga xam ñoom laa bokkal émission bi ni ko Sall waxee le maire Ndaw ak Ibrahima Sène di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di ñaan yàlla suñu xarit bi nga xam ni mooy Ababacar Abba Mbaye nekk ci loxo ca Ndar ñu jàpp ko ci lu kenn xamul yàlla dafa ko jàmm ba mu dellu këram di ñaanal lu ñu mel suñu xarit Barthélemy Diaz bi nga xam ne moom it ñu ngi ko téye ci yoon ak maire Dakar bi Khalifa Sall mi nga wax léegi di feeñal njàqare rek ak tiitaange en tant que doomu réew mi ci xew-xew yi nga xam ni lëmbee na réew mi fi ñu toll réew mi li fi xew ëpp na doyo bari na lu bari loo nga xam ni soobu na ci wax na ko du ma ci dellu si waat mais li nga junj léegi te ñu bari seen xel naaj jëm ci muy mbirum Khalifa Sall ak accordu CEDEAO bi dama yaakaar ni réew mu doful xaw ma nag ku dof wala ay jinne jàpp la mais réew mu doful accordu CEDEAO mooy ndigal a yam ndigal jëfe rek Sénégal ci pays yi nga xam ni ñoo ŋànk CEDEAO ci la bokk ñu ko sos am ca taxawaay am ca màndarga ak taxawaay bu ñu ràññee mu jël lenn ci souveraineté am dénk ko CEDEAO suñu carte d'identité yëpp carte CEDEAO carte d'identité CEDEAO la am na mbir yu bari yu CEDEAO di dem bu amee fu ñu jege Sénégal dafay dem bu ñu bëggee jaar ci Sénégal jaar ci Sénégal barki démb rek xew-xew yu am Banjul fii la lépp sosoo fii la lépp tàmbale ñu gis Sénégal taxawaay bi nga xam ni am na ko ci loolu buy am ba nu jàpp nit jàppale ko lu dul ay tappale lu dul politique politicienne tëj ko ci kaso bi ci loo xam du dëgg du yoon ndax rapportu IGE boobu ma koy fàttali li ma waxoon dafa nu woon nañu saytu création ak mode de fonctionnement caisse d'avance loolu rek la waxoon mais loolu yóbbuwul nit kaso mais ñu yeewu suba gis procureur def conférence de presse di xëbalaati di tiitaale mandat de dépôt tëj Khalifa Ababacar teg ko ci yoon maire yi fi jaaroon nekk fi yëpp wax mbir moomu na mu bindoo ak na muy doxe mais loolu yëpp tey weesu nañ ko ñu patamee affaire yi ba def procès ni dañ koy tëj juróomi at mais laata ñu def procès bi parce que présomption d'innocence la amoon élection législative yi dox fi askan wi jàpp na ni kii bokk na ci ñi nga xam ne ñun am nañ ci moom yaakaar pour mu toogal ñu assemblée nationale parce que réew mi nag noonu la tëddee alalu réew mi comme que mënuñu koo séddoo dañuy def ay élection présidentielle pour tànn benn président de la république président boobu ñuy tànn alalu réew mi moom moo ko yor ni alal ji lii laa ci fas yéene doxal nii laa ci fas yéene def mais yemuñu foofu ñu tànn ay député yuy dem assemblée nationale nga xam ne bu président bi jëlee dogal ci alal ji nga xam ne ñun ñëpp waa réew mi ñoo ko moom nii laa koy defee nii laa koy defee bu dee la ngay xam ni ma nga jëm ci njariñu réew mi mu ne vote député yi voté ko bu dee jëmul ci njariñu réew mi député yi ñu lànk bañ ni duñ ko voté waaye gis nañ loolu yëpp amul ci réew mi Khalifa Sall bokk donc ci ñi nga xam ni fal nañ leen député mais suñu constitution lu kawe loolu ko gën a kawe constitution bi dafa ni képp kuy député yoon amul droit teg la loxo fekk ñu ngi ubbi session bi te loolu moo dal Khalifa Sall njubla ak naafiq nu jóg ne dañuy lever immunité bi
mais laata ñu lever ko sax dégg nga autorités yi gën a kawe ni Khalifa Sall amul immunité parlementaire ñu mel ni ci ay léeb la ñu nekk ñu wëlbati ko waat ni am na immunité nañu dindi immunité bi anam yañ ko defee ak nañu patam-pate mbir bi dafa tey xel rafetul jekkul jaaduwul ci Sénégal ak fi Sénégal jaar yëpp ak ndam yi mu am yëpp ci démocratie mais loolu ba mu amee dañ ko waroon génnewuñ ko di ko tuumaal jël seen ay journal lu nekk ñu bind ko ci nañu ko enquêté jaarul ci yoon avocat Khalifa Sall ni lii kat awul yoon dinaa saisir CEDEAO boobu tàmbaliwuñu sax procès bi ba ñu saisiree CEDEAO CEDEAO nga xam ni toogalu fa kenn lu dul askan wi daal di jël dogal ni enquête préliminaire nañ ko defee dara ndax CEDEAO article 5 convention bi ñu signé ci humain dafa ni buñ lay def interrogation am nga sañ-sañu am conseil loolu Khalifa Sall amu ko woon dégg ngeen bis boobu bañ koy déglu El Hadj Diouf dem ci tribunal wax ju mag jëm foox ni ñëw naa bëgg gis sama client ñu ne ma doo ko gis bëgg naa wax moom ñu ne ma ñu ko doo ko policier bi dafa ne ma dinaa la may benn minute rek nga nuyu ko ba ma demee ma ne ko bul wax ba ma ne ma yow ma la may benn minute gi léegi yaa ngi may indi jafe-jafe mais loolu jalgati yoon la CEDEAO ni la loolu dañu ko violé yamu ca mu ne dañu violé présomption d'innocence ndax ba léegi Khalifa Sall kenn tegu ko daan dañ ko toppee dañu jàpp ne ñoom lii war nañ ko topp loolu aussi di violation ñetteelu violation bi suñu réew yi ñoom ñoo xeex ci biir CEDEAO ba ni ak yelleefu doomu aadama dañ ko war a sàmm ni mu amee ci CEDEAO noonu la amee ci Union européenne les droits de l'homme waa droits de l'homme yi nekk ci biir Sénégal ñu ngi may dégg seen xeex loolu la ndax ak yelleefu doomu aadama kenn ku nekk da nga war a wàccoog moom da nga war a sàmmanteeg moom loolu defuñu ko ñu teg leen ñetti daan yooyu war cee jàngee ne nag li ñu war mooy ginnaaw dogal boobu jëfe moo ci nekk nañu génne Khalifa Sall moo tax procureur yi waxam di wax ju rëy ma koy gërëm di ko sant ndax doomu réewu Sénégal noonu la war a mel du question fit sax mais nit nu mu mënti mel fu la dëgg fekk na la fa bàyyi nañuy wax dëgg tey jëfe dëgg te nekk ci dëgg te yàlla rek tax leneen lu dul loolu waxu njublang laag waxu daa fekk waxu lëndëmal xel dinañ ci dellu si waat léegi Cheikh Gueye Ibrahima Sène ñu tollu tey kon ci mbir moo xamante ne diggante yoon la maanaam pouvoir yi nga xamante ne am na fi exécutif législatif ak judiciaire pouvoir judiciaire am liggéey bu muy def ci doomu réew mi am foo xam ne toll nañ ko ci àtte ba procureur général ne lii nga xamante ne nag dafa tukkee ci CEDEAO di droit communautaire war nañ ko mën a jëfe loolu ndax dañ mën a jàpp rek ne kon loolu lii nga xamante ne conviction am la ci wàllu yoon la wax muy xaar nag dogal bi ciy jóge leneen la ca tegu itam ñu gis ne réew mi toll na foo xamante ne jàpp nañ ne salfaañi droit mu ngi bugg a jéggi dayo ba ku jéggi war a marché suba marché boo xamante ne nañ sax avec ou sans autorisation cocktail boobu boo ko doon analyser ci ban côté nga yaakaar ni sooxe am na fa ba maa ngi lay gërëm ci invitation bi nga ma def di nuyu sama naataangoo yi commencé ci monsieur le maire Guèye yàgg nañu de longue date bokk nañu terrain de lutte politique comme syndical yàgg nañu xamante nañu ci sama jàmm ji toog ak lu ne tam yu jekk yi Sall teg ci sama jeune frère Ndaw di nuyu téléspectateurs yi ak di nuyu Sidi Lamine namm naa ko ndax gëj naa ko gis. gëj naa fii ci Walfadjri. li may ñaan rek mooy sunu jotaay bi ñu bañ ko commencé benn kat yi nga dégg léegi ngay wax ko. moom li ñu xalaat loolu la mais safaan bi lan la ku wax li mu wax lay wax bëgguma daal suñu waxtaan nanu te ku nekk xam ni lii continue te ku nekk xam ni question yi ñu yëkkati question yu sérieux la
dañ leen war a jox seen àq ba mat sëkk. D'abord buñ waxee mbiru Karim Sall nee na vraiment li ñu ko teg du yoon tax na sax ba li ñu ko àttee li ñu ko teg bitim réew foofu yóbbu ñu daaneel Sénégal fan mooy France mooy Monaco aussi Monaco pàcc li ci biir France Karim dafa am ay nijaay dana song koo xam ne dafa am ay nijaay Karim français la yaayam française la dafa am ay nijaayam ñoo ko làq ñun wax nañ ne gis nañ ni Karim jël na xaalisu réew mi yóbbu ko ci dëkk yooyu sunu yoon atte ni nanu jël xaalis yi indi ay nijaayam làq ko kon boog nanu fàttaliku ni attention Sénégalais mais am na Sénégalais yoo xam ni c'est des Sénégalais entièrement autre chose ndax dañoo xam ni ay nijaay yoo xam ni wala léegi ñoom ay tante yoo xam ni ku leen bëgg a laal na nga def naan mais loolu terewul Sénégal mi ngi gën a taxaw ni lii Karim yoonu Sénégal teg ko ni war na ko fay Sénégal taxaw ne ni dana ci jot lu mu metti lu mu yàgg dana ci jot wala Karim du am jàmm clair maintenant li mu wax ni voilà Karim danu ko tuumal parce que dañuy bañ mu nekk candidat ndax moom candidat bu sérieux la bu mën a indi torof pour candidature mag loolu du tey lan ko mas a wax depuis que ñu commencé incriminer Karim ni doon ko yóbbu yoon depuis loolu la ñu commencé continuer wax ko kon boog du wax ju bees li ci nekk ba nekk mooy li na ko tuumal am na wala amul yoonu Sénégal wane ne am na dem na appel ñu dëggal daan bi dem cassation ñu dëggal daan bi kon boog yoonu Sénégal mi nga xam fii la liggéey ci yoonu Sénégal yoon woowu dal ko ñu ni alal jëmu yóbbu nar ko indi ay najaayam lax ko teg loxo ci moom pour kenn bañ ko jot évidemment kooku beneen xeex la loolu bu ñu ni taxee ñu topp wala yoonu Sénégal kenn respecté wu ko loolu wax ju daanu si suuf la parce que encore une fois ñoom li tax fu nu wéeru dan ni yoon bi Sénégal am pour daan Karim boobu yoon ñoom amuñu ko. maanaam collaboration bi ci juridiction yi. non gis nga daan nañ ñoom waaye li wër ba wër li nga wax collaboration judiciaire waroon na am mais ñoom ne yaay Karim lañu te mosoo gis fenn France mu nangu doomam def jiye bitim réew ñu topp ko daan ko France amul même soldats yi France yi demoon Centrafrique yi demoon Tchad def fa musiba ak organisation droits de l'homme def fa musiba Hissène Habré jàpp leen France fexe ba ñu ñëw ba ñu dellu France ba ñu eggee France daf leen a libéré donc France moo demee noonu ko fa am koo xam ni fa nga cosaana en fay mbokk am nga wéerukaay am nga foo mën a nabutu mais loolu nag taxul ñun sénégalais ñuy ñàkk fayda ba lii sunu yoon ni moom la Karim joral réew mi ñuy bàyyi mu laxase inscription Karim te mu ni ba mu inscrire kenn mënu ko dindi lu voie judiciaire mais te am na délai de recours ñi ngi ci délai de recours lu tax ñoom demuñu def recours au niveau judiciaire pour que Karim dellu ci droit am dégg dañu ñoom wóoluwunu justice Sénégal
mais ku wóolul justice sa dëkk mais jógal dem fenn parce que justice bi fi nekk moo fi nekk ku ko wóoluwul def fi dara bëgg fi dara mais da nga sonal sa bopp bon kooku ci ñoom loolu lañu wéeru bani ñoom ci loolu ñu wéeru bani kon bokk li leen naqari war ñoom yaakaar nañu mu naqari Sénégalais yëpp ay jalgati yoon la ay pasare yoon la ba tax ñoom ñu ni seen marché 13 bi askan bi la war a doon ndax askan wi ñoo war a taxaw aar la démocratie c'est pas la première fois ñoo mëbët loolu ma ni ñaar ñoo wax mais ma tontu leen keneen wax du dëgg bon ñaar ngeen de bu ko fàtte waaw mais waaw ndaw dina wax léegi dana wax waaw dégg nga ñoom boo xool nañ fa ni dañuy defaat 23 juin ndax jalgati nañu mbasa kii salfa nañu yoon sonal nañu Sénégalais 23 juin day ñëwaat dañuy defaraat 23 juin pour jële fii bon ñëwee loolu gis dara yaakaar nga ne bii noonu te mani dégg naa ñu ni ku leen dañuy marche ku leen interdire wala ku leen interdire dañu marche loolu loolu mos a wax toujours mais bu leen interdire bu nu marché ñu duma leen kon bokk li may ñaan rek mooy nanu ko defaree ci yoon mooy nga demander nga avertir ñun la jëlal trajet bi nga jëlal trajet bi la wax jàmm na ñooyu fi may daanee nag ci Khalifa Ababacar Sall jëfi Khalifa Ababacar Sall man ci njëlbeen laa bind wax ni rek Khalifa Ababacar Sall boo mu daanu mukk ci guta gi Karim daanu ban guta avocat ak yéen ñooñu mi topp ko defoo dara kenn mënuloo dara doo li nga nekk responsable politique moo tax ñu lay guerre ma ne ko gis nga sont les mêmes avocats ñi nekkoon ak Karim moom nga jël de ñi dugal Karim ci guta da bu deful nag dañ la dugal guta kon li ci nekk mooy yow sa bopp wax nga ni bi la ne caisse d'avance li nga ci dépensé lu tax nga dépensé ko yow bu fekkoon ne yow sa bopp da nga ni yow am nga droit dépensé ko ndax pour yow ay fonds politique la lu tax ngay wut ay justificatif ba justificatif ñëpp gis ne ay fausse facture la bi nga defee fausse facture booba nga daanu puisque daanu ko da ngay nangu ni juum nga d'accord remboursé mu jeex ndax ku ne mën na juum mais ñu ne ko non kenn amul droit def ndax fonds politique la dugal ko ci boppam dugal yoo xam ni ak ñoom Cheikh Gueye jàpp ko way yaa fi nekk yow yaay candidat mani fu mu mujj mooy fii mu nekk ci li ci nekk mooy CEDEAO li mu dogal ñaari yëf la wax nga benn bi mooy détention arbitraire bi te détention arbitraire li mu wax ni nanu jox ndàmpaay Khalifa dégg nga de kooku muy décision bi mu bi ci des dafa constaté way dox waxul dara te li mu constaté dafa ni ci Cheikh Gueye fettal na ko dafa ni ci enquête préliminaire article 5 boobu ba nuy enquête Khalifa article 5 boobu duggagul woon ci dispositif judiciaire du Sénégal nekkagul woon code pénal Sénégal bu yàggul rek dana ko dugal ci code pénal bu yàggul rek mais ba nuy àttee Khalifa nekku ci woon bo déglu ma te li gën a garaaw mooy CEDEAO wax na dëgg ni Sénégal jalgati na état Sénégal jalgati na poñ boobu mais Sénégal lu tax mu jalgati ko dafa appliqué wul woon immédiatement affaire boobu ci code de procédure pénale am foofu loolu moo tax ñu ne ko dan lay attends non loolu
ñoom ñu def boobu mise au point daanuñu ko. dañ ko def mise au point parce que entre temps Sénégal def na. maintenant Sénégal dugal na ko. dugal na ko seen code pénal maintenant léegi waaw déglu ma rek bàyyi ma dem ci ndaw non je termine maintenant arrêt bi CEDEAO son arrêt lan la dafa ni nan damp ba pare de atterri boobu attention man loolu ba mu amee 2 jours après avant même ñëpp wax man bind naa ne CEDEAO li mu bind c'est normal Sénégal war na respecter décision boobu jox ndàmpaay Khalifa mais pour violation yooyu kooku juge de la cour d'appel non juge cour d'appel moom rek am sañ-sañ wax ni lii CEDEAO constaté jar na ma libéré wala ma bañ a libéré gis nga ba ma ko waxee lu nekk lan ma yàq mais bi ko procureur waxaatee léegi la ñëpp tàcc ko maintenant lan moo ci nekk gis nga Kandji mi ngi ci problème xam nga lu tax gis nga bu fekkee ni décidé na ni Sénégal waroon na appliquer article 5 kon boog day bàyyi Khalifa kon boog ñëpp ñi Sénégal tëjoon wala ñu ngi nekk di leen atte tëju te appliqué ba article 5 ñëpp la leen génne kon boog xam nga problème nga parce que rétroactivité de loi moo amoon surtout dans le code pénal maintenant ñii bu defee pression ba juge bi juum ma ne kon boog ama basé sur le fait que article 5 bi appliqué wuñu ko léegi kon écoutez ma ne man am naa respect ma ne am naa léegi oui ma terminal gaaw moo tax moo jox leen ma ne am naa respect déglu leen léegi terminer rapidement waaw li ma terminer mooy problème bi mooy lii soo ne daal libération xëj na fi gis nga ma ni juge bi moom mooy décider comme na ma ko waxee woon mais ñoom bay wunu juge ñoom daan rek libération d'office mais gisee li ci gën a ridicule ñoo di wax di libération d'office dana muy topp may nu sax liberté provisoire kon ba xam nga ñooñu gëm ñu sax li ñuy wax dinañ ci dellu saat léegi Ibrahima Sène PIT Ibrahima Ndaw ñu toll tey ci yoon woo xamante ne tey Sénégal mu ngi ci yoon wu xaw a lëndëm parce que li tax mu lëndëm itam mooy décision bu ñu mënti jël tey ci wàllu yoon dem na ba dañ koy commenté waaye dañ koy sax dingat yii ñaar yi bokk na ci kaw Karim Wade ak kaw Khalifa Sall ñu toll ci sële ba yoon bu jafe boo xamante ne tey indi na werante ba war a jur marche ni ko ëllëg parce que itam opposition nee nañu mënatuñu bàyyi pouvoir bi ak ni muy doxale yow ngeen bokk ci cadre républicain yi ci fan woo bi ngeen analyser situation bi tey yan taxawaay la Sénégal war a am pour ngeen nag fexe ba dëgëral kaaraange mais itam indi wàllu yoon tegu ci yoon ci réew mi. jërëjëf Ousmane ginnaaw bi ma la nuyoo remercier la ci invitation bi maa ngi nuyu sama naataango yu mu bokkal plateau si jiital doyen Ibrahima Sène dañ koy bàyyee xel bu baax ci réflexion critique am yi muy def di ci teg monsieur le maire Cheikh Gueye ak suñu xarit Sara Sall soo ma mayee rek dama bëggoon tàmbali massawu suñu mbokku éleveurs yi nga xam ne taw bu njëkk ceebu bi indi na loraange bu méttee métti ci seen jur yi di rafetlu taxawaayu président bi mu am pour jàppale éleveurs yi. boobu dinañ ci ñëwaat. loolu dama koy wax du guleet ci monde rural dama koy wax pour tontu sama xarit. Sara Sall parce que daf ne promesse yi ñu fi tenir yëpp defuñ ci dara. loolu rek firnde la ak yeneen pour wane ne président Macky Sall mu ngi def ay jéego pour jàppale monde rural. alors su ma ñëwee ci li nga xam ne moom nga ma posé comme question Ousmane man gëm naa ne xëy na suñu at néew na mais liñ jot a dund ci Sénégal mun nañ ne am nañ démocratie bu dëgër démocratie bu naw ci réew yi te loolu njëkkeewul ci régime Macky Sall du jeexee ci régime Macky Sall xam nga nag ñun politique bi langue politique bi dafa am loo xam ne il faut ñu joyanti ko su nekkee ne dañoo nekk opposition
dañuy ŋaañi ne justice bi baaxul juge yi li ñuy àtte dafa jeng mbir yi ni muy doxee du noonu suñ ñëwee ci pouvoir bi di tenir beneen discours loolu xaw na tey xel suñ jëlee kaawu Khalifa Sall bi ak kaawu Karim Wade damay njëkkee ci kaawu Khalifa xëy na moom moo gën a mujj mun ci xuus ba sori parce que dossier bi li ñuy wax c'est un dossier qui est pendant devant la justice bon ku ci àddu aussi am na fooy yem mais liñ ci mën na wax nga xam ne kenn mënu ko dindi parce que looy wax aussi bul wax waxu politique rek pour xool lu neex président Macky Sall mbala lu neex waa PDS mbala lu neex keneen mais li ngay wax war nga ko mën a teg foo xam ne si ay firnde yu leer la ay fee bi njëkk mooy Khalifa luñ koy tuumaal Ousmane Cheikh Khalifa lan lañ koy tuumaal dañ ko ne yow kat weer wu dee dañ doon jël 30 millions jox la nga ne 30 millions yooyu da nga si jënd ceeb jënd si dugub dimbalee ko askan wi ñu ne waaw loolu lu baax la waaye gisuñ pepp ceeb gisuñ pepp dugub benn ñaar li gën a garaaw te doy waar te askan wi mënuñ koo jàpp mooy yow jëndoo ceeb jëndoo dugub 30 millions yooyu pour nga xool fan nga koy def nga dem ut ay fausse facture wane ne yaa ngi doon jënd ceeb yaa ngi doon jënd dugub waaye Ousmane loolu nuñ koy tuddee damay laaj askan bi loolu nan lañ koy tuddee te 30 millions yooyu mais am na fu mu xaj si biir Sénégal maanaam su nekk noonu Khalifa Sall aussi keneen ku mënoon def loolu noonu daan war na yoon war na la daan loolu mooy fee yooyu Khalifa Sall ak ñi koy défendre yépp reconnaître nañ ko lan mooy seen lay bi mooy njëkkee wuñ ko mais bokkuma ci moo gën du man rek dañ ne maire yi fi jaar yëpp bi Sénégal kii ba léegi maire yooyu noonu lañ doon doxalee mais yow su nekkee ne dañ ne fii feu rouge la soo ko burlee policier bee dina la daan nga gis ñi la jiitu yëpp ñëw burle feu rouge yow nga ñëw burle ko nga ñàkk chance policier bi ne la niig waaye looy layati parce que da ngaa jalgati yoon dal sa kaw comme que yoon la ñuy wax soo jalgatee yoon dal sa kaw beneen bi mooy dogal bi nga xam ne dafa jógee ci CEDEAO foofu aussi mun nañ fa sori mais jar nañu leeral lu am solo bi njëkk mooy décision boobu de dogal boobu nga xam ne sax ñiy gëstu ci wàllu yoon nee nañ amaguñ intégralité bi maanaam décision complète bi amaguñ ko maanaam daf ci am luñ ci comp rek ñoom loolu lañ jotagu amul fenn fu décision bi wax ne dogal bi wax ne Khalifa Sall mi nañ ko libéré fu naa ne loolu amul lan lañ wax gis nañ ne ci problème Khalifa Sall bi biñ ko tuumaalee nañu jaarale xëy na ay droit maanaam ay yelleefam am na yoo xam ne xaw nañ ko salfaañee mooy droit de l'homme waaw ne loolu noonu nañ ko réparer nan lañ koy réparer nañ ko dàmp état du Sénégal na ko dàmp 35 millions waaye cour bi àdduwul wax ne Khalifa def na mbala defut benn loolu il faut ñu leeral ko cour bi waxul ne Khalifa mii nañ ko libéré xam nga lu tax loolu am solo Ousmane dafa am ay yeneen décision yoo xam ne dafa jiitu li ñu naan ci droit jurisprudence dafa am ay cas yoo xam ne mun nga leen méngale parce que cour de justice su càmbaree affaire bi mu wóor ko ne moom dafa waroon wax ne Khalifa mii libéré leen ko immédiatement da koy wax du junju de du utiliser ay parabole danaan Khalifa mii salfaañee nañ ay àqam ay yeleefam ay droit am nañ ko libéré waaye waxul lool dama lay jox exemple boo xam ne cour bi mos na wax lool décision affaire kii Mamadou Tandian bu Niger le 8 novembre 2010 yéen a ngi fàttale ko yàggul non damay kii rek bàyyi ma rek ma la yeggali Cheikh bàyyi ma rek ma yeggali parce que cour bi aussi suy àddu day àddu ci droit yi lu ci gën a bëri
da koy sukkandeku nag si maanaam jumtuwaay yi nga xam ne am na charte africaine des droits de l'homme et du peuple pacte bi mooy pacte des droits civils et politiques et sociaux ak yooyu noonu dafa am ay instruments yi am donc cour bi soo jëlee affaire Mamadou Tandia cour bi ba mu càmbaree daf ne nañ ko libérer immédiatement beneen cas boo xam ne xaw na jege affaire Khalifa Sall bi mooy affaire Jérôme Bougouma boobu noonu 19 février 2018 bii la ba ko cour bi càmbaree lu mu wax daf ne nañ fexe ba nga xam ne procès kooku noonu ak ñi mu àndal mu doon procès bu équitable bu impartial waaye waxul ñu libéré ko bon si gàttal affaire Khalifa Sall bi man li ma gis Ousmane te foofu laa njëkkee woon mooy munoo askan bi wóolu la parce que fii askan bi rek mooy fal mooy foli dénk la jumtuwaay yépp nga jël maanaam def loo xam ne yoon dala ko tere ñu bëgg la daan nga dem laqatu si kiiraayu député mais loolu am si Khalifa Sall bañ koy dugal si liste yi pour mu doon député mais xam nañ ne yoon commencé na ko topp mais dañoo foogoon ne suñ ko falee député mu am kiiraay loolu dina ko rawale même chose la Karim Wade defoon Karim Wade bañ ko commencé ko daan dajale affaire yi ba affaire bi diis si ndoddam la waa PDS dem investir ko ne mooy seen candidat foog ne suñ ko defee yoon dina reculer ñaari yëpp amul donc li am mooy dañoo nekk si réew moo xam ne réewu justice la réewu démocratie la dinañ ci dellusiwaat léegi te nag ku wàcc yoon ak foo munti féete yoon dafa war a tegaat sa ko nga teguwaat ci yoon d'accord ñun loolu lañ gëm te loolu lañ war a appliquer te peuple bi nga xam ne aussi moo ñu dénk lenge yi loolu lay xaar si ñun Ibrahima Ndaw dinañ ci dellusiwaat léegi Sara Sall Ibrahima Ndaw wax na ko nekk ci réew moo xamante ne yoon day tegu ci yoon parce que itam yaakaar naa lépp lañ mën a sooxaale ba muy desu wàcc yoon boo xamante ni itam nag fi ñu jëmee du baax te nem constaté nañ lu bari loo xamante ne lépp presque mu ngi mujjee ci yoon waaye bu fa àggee itam fa la coow liy gën a bëree te ñu yaakaar na foofu moom mbaxana doone benn foofu lañ waroon di tranché ñëpp d'accord ci ànd ci kon tey naka lañ mën a def ci réew mi ba nit ñi mën a jàpp ne atte bu ñu verdict ba nga xamante ni juge bi par intime conviction la koy joxe day am verdict boo xamante ne presque day mel ni verdict politique wala xel di ko xalaat loolu vraiment naka la mbir mi juddoo ba agsi fii ñu jaaxali tey jërëjëf Ousmane xam nga li may faral di wax su ma ñëwee ci waxtaan yu mel nii mooy ñun ñi fiy toog il faut que ñuy bàyyi xel ci ne ñi ñuy seetaan la ñuy waxtaanee gënuñ leen a ko xam te ñu am xel lañu ñu am seetlu ñu te Sénégal gii ñu dëkk la ñu dëkk comme ñun li tax ma koy wax mooy ñun ñu fi toog kenn du fi magistrat kenn du fi juge Guèye wax na ko sànq doyen Lansana Diaby li mu addu si dossier wu Khalifa Sall bi dégg nañ ko te ndaw mi li mu développé man mënuma gëm ni moom moo gën a maîtriser dossier boobu doyen Lansana Diaby ce n'est pas possible ndax moom toogaayu politique la fi toogee li mu wax nii contraire bi man moo ma doon bett parce que la muy développé ñu moom la ñu mës a wax depuis njëlbéen la ba léegi mais li am ba des mooy Ibrahima Sène dafa wax ne nañu rafetal kaddu yi mais moom li muy wax amul cohérence xam nga boo bëggee ñu rafetal kaddu ñàkk rafetal kaddu an bokkul ak ñu naan nañu bañ a wax waxu naafeq wolof la nañu wax dëgg ndax dëgg yàllaa ko moom wanne moom posture bi mu am tey man là aussi bettuma wax dëgg yàlla ndax nee na Khalifa waruloon dugg ci guuta bi Karim nekk Karim ak Khalifa nekkuñ ci guuta réew mi nekk ci guuta te li duggoon réew mi ci guuta te moom ñi mewu ko wax léegi parce que fi ñu toll nii c'est vrai que mi Ferso ba mu nekk léegi changé na beaucoup de choses ci waxinam ak ci doxalinam mais sénégalais yi ko xam di ko seetaan fii daan ko seetaan fii Walfadjri xam nañ ne Ibrahima Sène mañ daan seetaan ci débat yi ñu daan organisé fii ci Walfadjri bokkul ak bi toog nii nga xam ne léegi mooy président conseil d'administration mi Ferso bokkul c'est-à-dire que dafa am loo xam ne c'est comme ça état de droit du ay théorie ay pratique la dégg nga wax ji Khalifa Sall par exemple mënul nekk ak le régime Benno Bokk Yaakaar 2009 ba 2014 moi j'étais maire comme lui mu ñoo bokkoon union association des maires du Sénégal muy nit ku baax ñoom ñu xamoon ko comme ni ko Sénégal yi xamee
mosuñu tudd caisse d'avance ni mu koy gérer comme ni mu koy développer xam nga aussi c'est trop facile de créer un dossier comme ça mais la Mbaye Ndiaye waxoon aussi fàttewuñu ko su nangu woon loolu offre politique boobu compromission boobu kon du nekk fa mu nekk tey. maanaam mooy. c'est-à-dire que su nangu woon comme ni Tanor def tey jël parti socialiste transformé ko en mouvement de soutien pour Macky Sall am ñaareelu mandat bi nga xam ne ci la teg bakkanam kon tey du nekk kaso ça c'est la vérité te Sénégal yi ñoo xam nañ ko tout le reste ce n'est que des théories politiques politiciennes dëgg bi mooy loolu benn ñaareel bi xam nga ñoom PIT. Amath Dansokho tout le monde respecte dans ce pays parce que li mu liggéey pour démocratie ak xeex pour liberté Sénégal ñëpp xam nañ ko mais am na ku daan wax ni maréchal Pétain liggéeyal na France lu bare c'est un grand français mais am na moom moo xam ne il a trahi et il est allé avec l'adversaire de la France allemand yi du dëgg moo tax dafa am na yoo xam ne li tax ma koy wax mooy doyen Ibrahima Sène bi parce que lii xew ci réew mi tey mënoo ko dund di ko gis comme Sénégal yëpp ni ñu koy dundee tey nga ñëw toog fii naan Karim ak Khalifa ñoo nekk ci guuta Karim mais dafa oyof trop xam nga justice dafa am loo xam ne mënoo toog fi ne way Karim dafa jël alal réew mi yóbbu ko France mais ay nijaay ma fa nekk ñoom ñii Dansokho moo doon wax ne fii Abdoulaye Wade saa yu tukki day jël 6 milliards dugal ko ci surtout avion bi fii wax na ko fii Sénégal yi ñu fàttewuñ ko moom mii bokk nañu doon wax ay 1200 milliards 4000 milliards et cetera ñu tëj nit ki pendant ñetti at ak ñaari weer ñu def ay commission rogatoire wër àddina wërgalu këpp gisuñu dërëm 15 ñu jël benn magistrat kii du tudd expert banque mondiale benn magistrat français mu def rapport ñu soutiré ko génne ko ci dossier parce que bëgguñu bu yeggee ci juge bi ñu blanchir Karim defal ko non-lieu xam nga jëf yooyu moo ñaaw ci démocratie jëf yooyu moo ñaaw ci état de droit rafetul dégg nga wax ji alors léegi bi ñu demee ba tëj ko CEDEAO la mu wax ci Khalifa Sall wax na ko ci dossier Karim kii droit Nations Unies contre la détention arbitraire adduna si seen i avocat ne non teewul ñoon nangam nag ñu may leen délai ñu dem wax ñu leen on reprend li ñu waxoon la ñu wax. groupe de travail contre la détention arbitraire. mujj gi voilà ñu patami ko comme d'habitude ne voilà dañ koy gracier Karim ne bëgguma grâce tey bëgguma grâce ëllëg ñu defal ko passeport guddi ñu génnee ko réew mi dégg nga wax ni léegi ñu naan non dootul ñëw c'est fini des intoxications des informations et cetera Karim ak yi ñoom ñun ñu xam ne Karim doomu adam mënu ko tere ñëw Sénégal loolu yàlla mënu ko tere ñëw Sénégal. te ñoom ñu ngi wax contrainte par corps que bu ñëwee. mën waaw dafa nag rek loolu itam ñoom ñoo wax ne saisir nañu lépp lu Karim moom li mu mën a am ëllëg sax boole nañ ko si li mu am tey li mu nar a am ëllëg it ils ont tout saisi la ñu wax li ñu koy toppatee encore 138 milliards. ensuite li gën a am solo ba gën a am solo CREI yi moo dul instrument boo xam ne mën nga ci atte nit ba pare loolu oui ce n'est pas possible ñun nous considérons nul et non avenu les décisions de la CREI. problème bi loolu la parce que CREI ñoom ñoo gën a tey ba nuy mais comme fi ma sa juge yu mel noonu. mais dañu leen bu haute cour de justice. ancien ministre yooyu mais ils ont préféré jël CREI nga xam ne benn doomu aadama mënu ci rëcc juger ko ci pour mën ko am loolu lañ def mais Karim. kenn topp ko détournement de deniers publics kenn topp ko nu mu tuddati encore corruption ainsi de suite et c'est pour ça que d'ailleurs li ñuy wax ne ñàkk ay droits civiques et politiques am ba ci bëgg a addu daan ba ci article L31 bu boobaa kon mënutul bindu mais neexul ba neexul mais ay fen la nañu waxante dëgg rek je vous respecte maa ngi jéggalu encore une fois mais du dëgg parce que nu mu tuddati arrêt wu CREI bi dafa leer Sidiki Kaba ba muy def conférence ñun sexaluñ ko suukar moo toog addina bi yëpp di ko seetaan mu ne dañ doon wax ne day Karim procès politique la pour xañ ko mu nekk candidat et cetera mais tey biir na ñëpp ni d'accord il conserve encore ses droits civiques et politiques et de famille dégg nga wax ji dafal nag c'est pas fini alors leen la ci topp mooy Ibrahima Ndaw nee na voilà mi ngi gërëm Macky Sall parce que jàppal na éleveur yi monde rural xam nga loolu mooy rôle état réew la mu yor la mu leen jox moomu ko jógewul poche Macky Sall dégg nga de éleveurs yi ñëpp a ci bokk c'est-à-dire que budget wu Sénégal la jógee mu jëm ci ay éleveurs te ba pare tuuti lool parce que boo jëlee Kaffrine ba Matam ba fu nekk ci si Fouta bi plus de 45000 xaw ma tête de bétail entre ovins caprins machin et cetera nga jox leen benn milliard ñu koy séddale am na ñoo xam ne amuñu sax 500000 ah loolu c'est du saupoudrage mais
mënul bett kenn parce que amatuñu dërëm amatuñu xaalis barki dem la seen ministre des finances def conférence de presse ne am nañu 700 milliards d'accord fi ñu toll nii nu mu tuddati les anciens yoroon nañ lu mat 100 milliards école privée yi yóbbu étudiants yoroon nañ leen 16 milliards santé bi ñu ngi grève CMU bi ñu doon bàkkoo bokk ci maanaam arsenal bi ñu doon wax CMU CD PUDC PRACAS ak nangam mais ils ont plombé le système de santé amatuñu xaalis pour fay ko alors loolu nag soo ko xoolee nga dajale ko ni tubaab bi wax ça se tient c'est lié loolu moo tax waa ji ñemewul samp ndëndam ne ku ñeme ñëw bëreeg man mu bëgg a tànnal boppam ñi nga xam ne ñoom lay bëri te Sénégal duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg nee na bu ñu bañee dañuy duma xam nga loolu kàddu yooyu warul jógee ci ku mel ni moom tey mais comme moom ça se voit naturellement seexal nañ ko il est bien maintenant mi ngi mi perso président conseil d'administration mais c'est tout à fait normal qu'il parle comme ça xam nga dafa am loo xam ne démocratie dama ne alal la joo xam ne jàmm ci la yëpp xëj réew mi parce que am na réew yoo xam ne mais ñun gënuñ leen fenn la taal réew yooyu lu raw loolu mooy dox Sénégal depuis 2012 pratiquement particulièrement des 2 dernières années Barthélémy Dias ñu ngi ni tëj ko alors que mais il y a seulement je sais pas ban 2012 ñoo ko def ci liste bi génne ko def ko député comme li waa ji di wax léegi Macky Sall ak ñooñam ñoo génne Barthélémy def ko liste def ko député génne ko mu yóbbu ko assemblée nationale def ko membre du bureau de l'Assemblée nationale alors aujourd'hui puisqu'il a changé de posture waxatul li mu doon wax ñu ne non ñu pestiféré la dañ koy dugal ci kaso bi tëj ko ku wax ñu tëj la justice indépendante démocratie mais du am foo xam ne mais le magistrat Dème il a démissionné le capitaine Dièye il a démissionné Sonko dafa wax loo xam ne dañ ko waroon féliciter décorer ko de la je sais pas moi attends mais ils l'ont mis dehors parce que wax na leen ne le frère du président ils ont fait des njunjaay sur le dossier Petro-Tim 90 milliards de trucs yoo xam ne fisc bi ñàkk na ko ci d'accord of nag ba mu commencé enquête ci loolu ci la ñu dàq Nafi Ngom Keïta d'accord l'IGE pendant qu'il parle de rapport de l'IGE nga xam ne ils l'ont mal interprété ils l'ont interprété de manière orientée pour tëj Khalifa Sall ils ont fait un autre rapport sur Aliou Sall où est ce rapport là d'accord alors quand on est dans une situation comme celle-là mënoo fi ñëw nag sous prétexte que dañu war a rafetal kaddu yi nga bëgg a maasale non le Sénégal c'est comme dans le meilleur des mondes possible loolu mënul nekk Sénégalais xam nañ li xew d'accord dinañ ci soit léegi kon suba Sénégalais yaa ngi lay seetaan di la déglu xam nañ la bu baax voilà ba nga demee mi ferso da nga changé discours xam nga moom mi dama xool dossier waa ji ne le grand bon PSE mais moom laa daan déglu ay écrit man dama ko daan suivre mu ne PSE c'est l'ajustement structurel bis c'est pas vrai. On est en train de plomber tous les secteurs sociaux. Ces écrits, barke yonent bi maa ngi ko denc ba léegi. Il a écrit. On a ponctionné on a fait des coupes-sommes dans les secteurs sociaux. La santé, l'éducation, seen i budget dañ ko kii mais booba joxaguñ ko dara bañ ko joxee dara mu dem bi faire ci la noppi. commencé discours yu mel nii. kon incha allah léegi ma jël Cheikh Gueye Ibrahima Sène ma dellu si waat ci loolu parce que sëñ Cheikh Gueye damaa dégg sànq Ibrahima Sène ne xaalis bi nga xamante ne ñu ngi ko doon jiiñ Karim ci compte boobu nekk Monaco nee na yóbbu na ko fa cour bi nag débuté na Sénégal waaye nee na moom dafa am ay nijaay yoo xamante ne ñoo ko làq la fa nekk est-ce que xel mën naa nangu aussi justice di fonctionner noonu wala boog bu fekkee noonu la demee ndax jotul ñu xoolaat ñun suñu collaboration ak justice yooyu nga xam ne ñu ngi ci biir. jërëjëf Ousmane ci loolu la bëggoon dellu sax pour ñu cadre waat waxtaan bi parce que suma xarit wax na ko ñun duñu spécialiste du droit mais ay borom xel lañu ñi ñuy seetaan ñooñu gën a xam mbir mi fuuf ëpp ñu ci xam-xam bu ñu leen rusloo waay ba wax loo xam ni foogewuñu ko nañu am bu ñu amul mat gi ba ma mat sa kit dañu am taxawaay bu bëri mën wax loo xam ne nit mën na ko nangu ku am nijaay ku amul nijaay ci mbirum alalu réew xel mënul nangu loolu Ibrahima wax na ko léegi suma grand la bari na loolu ñu daan tasee sur le terrain politique et syndical mais loolu dakk na ndaxte wolof Njaay dafa ni ñu bokk teen de seeni goj di laxasoo waaye ku ëmb sa sànqal ëmb sa kerse man amaguma sànqal waaye xam naa ni sànqal si mu yor moo tax moom kerse bi léegi am na lu mu wax loo xam ni du ma spécialiste de droit mais demewul noonu bi ñuy wax application article 5 boobu application article 5 jëfe nañ ko fii sax le juge bi doon jugé Khalifa Sall nu mu tuddati sax juge bi Lamotte Lamotte à Thiès fàttali nañ ko nii
article boobu appliqué nga ko pour libérer nit kon boo ko dalee di doxal yàgg na démb le procureur l'a rappelé c'était un débat entre le barreau et le parquet mais finalement nit ñi accordé wuñu ni c'est une excellente initiative bu humain ab yëpp war jëfe depuis lors c'est des avancées lu ñu jëfe la le camarade du maire là aussi li mu wax Ndaw mais demul noonu ndaw mbir da nga koy teg ci contexte am kii bi mu wax Tandian jurisprudence bu mu wax Tandian c'est pas la même chose ak même jurisprudence bu mu jox et loolu mooy différence entre CEDEAO ak Union européenne parce que fële il faut nga dem ba procédure bi yëpp jeex ba mu am un jugement définitif mais bu amee jugement définitif CEDEAO mën na li woy libérer tel parce que le jugement est définitif mais actuellement Khalifa Sall il est en appel dese na ko même beneen jugement bi jeexul CEDEAO mënul def injonction comme ni ngeen ko tuddee ci cour nationale ni leen def leen lii mais c'est les conséquences même dans le procès tu entends les avocats dire au juge de tirer les conséquences yi mooy la non-assistance même d'un accusé par un conseiller à elle seule suffit pour annuler toute une procédure de poursuite. Le procureur l'a dit et c'est lui le maître des poursuites. Oui. kon nit mën na cee jàppe ni daal libération war na. Mais oui, ensuite aujourd'hui am na lu mu wax ci lu ñuy jàppe je ne reviens pas sur ce débat-là. En son temps on avait tout dit je pense que ce débat-là est derrière nous. Aujourd'hui li ñuy waxtaane mooy décision CEDEAO. ñu bëgg ci jaxasaay ni woy Sénégal def na ay njuumte à la légère léegi dampé nañu Khalifa Sall 35 millions c'est faux dund doomu aadama bakkanu doomu aadama liberté doomu aadama mën nañu ko jëndee dampaayu 35 millions te 35 millions yi du Khalifa Sall rek c'est l'ensemble de ceux accusés ñoom ñoo koy partage loolu mën na ko fekk bàyyi ma sax wala xar mënuloo ko tëj ay at ni ko tëj bu ma la tëj dinaa leen ndàmpaay 35 millions non du tout ça c'est pour ramener tout simplement l'État du Sénégal à se conformer ci li nga xam ne moom moo ko signé moom ak nawle pays donc CEDEAO c'est tout simplement ça mais c'est pas pour racheter ay liberté ou bien pour ndàmpaay tout troisième kilo bi grief bi ñu def grief bu ci nekk war na mën a tax ñu libérer Khalifa Sall wax naa la non assistance par un conseil wax naa la immunité parlementaire présomption d'innocence bi nga xam def ñu immunité parlementaire parce que foofu aussi man du ma nekkuma avocat woon ni magistrat mais dégg naa ci waxtaan wi loo xam ne xel mën na ko nangu Khalifa Sall bi ñu koy arrêté mais c'est le procureur maître des poursuites bu établir mandat de dépôt parce que mënu la jël rek tëj ci kaso bi dañuy def mandat de dépôt boobu ñu def bu 7 mars ci la ñu tëj Khalifa Sall mais entre temps ay élections dal na ci ba député ñoom ñu ni amul immunité parlementaire ba jekk saa ñu dellu soit ni am na immunité parlementaire ñu lever immunité parlementaire mais buñ ko bëggee tëjaat dañuy defaat beneen deuxième mandat de dépôt parce que mandat de dépôt bi ñu jëkkoon def ba tëj ko il n'était pas député bu xasee ba nekk député nga lever l'immunité parlementaire da ngay def beneen mandat de dépôt pour tëj ko donc voilà la détention arbitraire à tous les niveaux da ngay gis détention arbitraire de Khalifa Sall kon da nga bokk ci ñu yaakaar daal li mu am mëbët ci réew mi ay candidat yu mel noonu bokk na ci li tax songu gi am mais xel mën na ko nangu et may fàttaliku ko jamonoy Abdou Diouf mi ngi ne gone la mais loolu yàggu boo xam mën nañ ko fi wees yaa ngi fàttaliku Abdou Diouf jamono yooyu Ibrahima Sène ñoo bokkoon lang dañ daan daje rek Abdou Diouf dafa ne woon jumaa jàngoo ku bëgg nodd na nga nodd mais démocratie loolu mooy vitalité démocratie mais yi indi yëpp ay parrainage ak ay badinage ak ay badianage ak tout ça ay farinage ak tout ça ay frein à main la ci frein à main la tout ça dafay porter entorse à l'approfondissement de la démocratie état de droit la ñu nekk d'accord ak yelleefu doomu aadama dafa am solo sénégalais bu nekk âge voté war nga am sañ-sañ boo ko bëggee pour jëriñ sa réew pour ne dama bëgg nekk candidat maire dama bëgg nekk candidat député dama bëgg nekk candidat président de la république d'accord kii nekk président de la république lii bu ñu ko defoon
tey du nekk président du nekk candidat bay nekk président daal. kon jeu bi daal nañu ubbi lamb ji. képp ku yaakaar ni mën nga bëre am nga kàttan bi ñu wax la kaay bëre. ñu bàyyi ku ñemee bëre noonu la ñoo duggee ci lamb ji. waaye lamb ji maay tulli maay tëgg maay bàkku keneen du fi bëre. loolu du lamb. jërëjëf nañ ci dellu soit Cheikh Gueye. Ibrahima Sène parce que. merci waaw. parce que ñoom ñëpp li leen xatal ñoom mooy nit ñoo xam ne jàpp nañ ne adversaire politique lañ ñu war leen bugg a suul te suul bi itam ay borom rob ñoo koy def ñu ne yoon daal lañ tiit ne ku ci dugalee loxo ma ëpp. man gis nga. may ma rek parce que vraiment Sall yow daal man je suis coupable d'avoir la fonction de PCA. non merci parce que je suis PCA ça vous a métamorphosé. non parce que je suis PCA daal je suis coupable lu ma mënti wax rek non parce que li ma nekk PCA. moo tax ma ne gis nga. j'ai été plus responsabilisé dans ce pays-là que PCA. J'étais directeur national du service semencier du temps de Abdou Diouf. Mais déglu-moi, attention, j'ai été directeur de cabinet de Dansokho du temps de Wade. Oui, je sais. Ben écoute, ndax mas naa man fonction tax ma wax lu ma gëmul. ah la nga doon wax nag li yow tey ma ne oui ma parce que c'est pas les mêmes problèmes. parce que ndax ba ma doon wax amoon na problème Karim wala problème. loolu wax ko Sénégalais yi lay déglu. bay yow lay wax ñu ngi lay seetaan waaye yow lay wax ma ni nit ku baax bu ne bëggul wax waxi naafeq nay wax dëgg rek te yàlla tax te bañ a gaaro wala nit ci dara ma dëgg de encore une fois loolu lay wax Cheikh Gueye mu ne ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa xalifa moo ëmb sa sànqal moo ëmb sa kersa loolu la moo la te non non déglu ma ma ni déglu ma rek déglu ma ni voilà mu ngo jëkk moo la def premier adjoint jox la teranga ci moo tax nga def bu fekkee li ma nekk PCA moo tax may li ma kon boog nangul loolu jeex na kon boog xam nga ne xaste yomb na mais nan waxante dëgg voilà maintenant tudd na fi Dansokho mais jéema même wane ni dafa trahir ah bon non parce que Pétain ni nga jël exemple Pétain bi nga jël. non écoute attention. gis nga bu fekkee ni man ngay méngale ak Pétain. kon vous n'êtes pas Pétain. non bu fekkee ni Pétain. day alerté man noonu laa trahir. bu fekkee noonu laa trahir Sénégal muy jugé. gis nga de man PDS du ma jugé LD Debout Assis du ma jugé. Sénégalais ñoo lay jugé. Sénégalais ñoo may jugé. oui c'est bon te Sénégalais yi may jugé. dégg nga de wóor na ma ni. su ma trahiroon. man am na bërëb yu bari yoo xam ne doo fa mën a dem. kon même sax digg presse doo fa mën a taxaw su ma trahiroon. parce que mani quand même ci réew mi laa nekk waa PDS ñu ngi may déglu am na fa ñuy daje am na lu muy wax. bu fekkoon ne man traître la bu fekkee man dama trahir li ma gëmoon nekkatuma ci mani yow yaa mën a toog fi parce que xamoo ma ànduñu ñafewuñu bokkuñu def déglu ma rek déglu ma. mais dama lay suivre. mani doyen je vous dis li ma lay wax nii dara mënu ko déglu. may ko mu après nga jël. waxoo ko tey. est-ce que Khalifa Sall li nga koy tuumal ak Karim Wade. c'est parce que posture bi nga nekk tey amuloo beneen possibilité wax nañ loolu. loolu mooy am Sénégalais yaa ngi lay déglu. bàyyi mu terminer après nga tontu waaw. xam nga jarul ay xamoo ma machin man j'ai pas besoin de vous connaître. léegi mais Sénégalais xam nañ la. xam nga man Sénégalais xam nañ la. léegi bàyyi ko mu terminer. d'accord sa waxi démb du sa waxi tey. déedéet bokkul. ma ni ndax problème démb ak problème tey benn la pour man du benn. lu tax doo amuñu woon problème Khalifa Sall amuñu woon problème Karim. bu fekkoon yooyu problème amoon na ci temps yooyu. xarit Khalifa Sall la. kon léegi ma ni déglu ma bu fekkoon ne yooyu problème amoon na. lii ma wax dinaa ko wax soobee yàlla nga d'accord maintenant li ci nekk mooy nekk. lii rek. kon daal yow yoon mooy def liggéeyam. mu tombé waaw ma ni gis nga. ni ma xaritoo Khalifa Sall noonu la xaritoo Khalifa Sall. ma ni wuyu ma moo tax waaye ëmbul sama sànqal loolu la ko wax. Macky moo ëmb sa sànqal kon Macky moo ëmb sa sànqal. li ko Khalifa Sall defal de defalu mu. kon Macky moo ëmb sa neel sànqal. astafurlaay. ndax la neel astafurlaa parce que bu fekkee gëm nga yàlla waxal neel astafurlaa. fa ngeen jaar fu mu jaar yow di jaaru fa fu ma jaar ak ma li ma defal ak fu nu jaar du benn. da nga li ma def. dañ ne Macky moo koy defal tey du Khalifa. kon léegi waaw déglu ma loolu parenthèse la woon léegi nag waaw expliqué waaw xam nga dafa ni gis nga fii amul liberté gis nga Sonko neen ko def xam nga Sonko dan ko yóbbu conseil discipline noonu ko yóbbu ci liggéeyam bi mu def responsable bi mu def moo am lu mu wax yóbbu ko conseil discipline sanctionné ko gis nga bu doon Ablaye Wade
du aw conseil discipline non su na ko dàq ma tëj ko kaso. mais vous savez ça c'est non attends franchement. non laisse-moi terminer ma ngi ñëw après laisse-moi après nga terminer expliqué gis nga lu tax gis nga man wax naa ci temps Ablaye Wade wax naa loo xam ni moo gën a ndaw moo li Sonko wax sax moo gën a garaaw mais téeméeri yoon wax naa Ablaye Wade jàppale ma tëj ma ci kaso man dégg nga de bu fekkoon ni lii Sonko wax fii ci temps Ablaye Wade kenn du wax sax léegi waxam kon boog bu nu fi nekk dinu jàngal ay démocratie ak ay liberté ñun xam nañu loolu la loolu yow loolu yow Sonko wax lu jar ñu dak maanaam ñii dañ ne dañuy xeex pour Sonko am na chance ba am liberté wax ñu yóbbu ko conseil discipline bon mais bu fekkoon ne les Sénégalais apprécieront bu fekkoon ne temps Ablaye Wade la feneen lay aw bon maintenant parce que li nga wax ci Monaco moom jaaxal na leen parce que est-ce que justice mën na fonctionner bu fekkente ne xaalis bi nga wax ne Karim yóbbu na ko ci France ay nijaayam la ko kon nekkul ay nijaay ñoo ci agir wala par influence boobu parce que est-ce que mën naa am attention ma ne gis nga li ma wax du waxu picc du waxu ku daan sareet France yaa ko wax de gis nga France moo doxalee noonu doomu France du nangu mukk doomam def jéeya bitim réew bitim réew topp ko jugé ko daan ko même bu ko bëggee daan ko fexe ba mu dellu ci dëkk bi bu ñëwee mu libéré ko France noonu la mel tant que doomam deful jéyee ci dëkkam kenn du laal doom kon du leen neex la ñu atte mbaa du loolu def ñu bëgg a wàllu kon gisagoo Sénégalais bu def jéeya bitim réew ñun ñu libéré ko loolu Sénégal nekkul yëfam dégg nga de man kii yëfi France la dégg nga de te Karim li tax mu dem France porté foofu peut-être dafa di moom français la moo ko waxal boppam kon boog dafa dem ci nijaayam ay nijaayam ñoo ko faral waxuma ni mais moom gën na pertinent que lii non mais mais moom candidat la nee na dana exclusivement de nationalité sénégalaise nee na candidat la kon nekkatul yow même bi xametoo kii moom day expliqué wu bàyyi ko mu terminer ma ne xam nga ñii dama lay déstabiliser moo tax mais je vous assure vous n'êtes pas pertinent mani yaa ngi jaxase yu bëree bëri c'est toi qui es très pertinent Sénégalais duñ la xamee parce que li ngay wax nii léegi mu terminer ma jox la comme ça ñu gagner temps waaw comme ça ñu mën a gagner temps waaw c'est toi qui es très pertinent non moi je suis pas non man moi je ne dirais pas que ay nijaay affaire nijaay li ma la wax parce que loolu moo am kon léegi ñun lan lañ mën a yaakaar ci traque bi nga xam ñu ngi koy def ba topp Karim alal jooju est-ce que mën nañ ci amati yaakaar mani dañu sàkk pexe parce que par A ou par B dañ jot suñu xaalis gis nga France dana dox de Sénégal dana dox dégg nga de lii France nekkee ni sama doom kenn du ko samay doom kenn du ko laal bitim réew dana ci jóg xam nga Amérique dafay monta ay doomam kenn du ko laal xam nga ay doole lañ ko teg mais gis nga loolu dana jógee ci àddina bi mais ñun lii Karim denc foofu bu soobee yàlla doon taba xaaral rek ñu fekke ko ñu bañ koo fekke ci bokk yom mais xaalisu réew mi la dana dellu si waat maintenant terminé ma dem ci ndaw wala ma dem ci ndaw non écoute je termine parce que quand même Cheikh Gueye ci dafa ne du juge ñu ñëpp doon juge waaye moom ni mu waxee dafa mel ne mooy juge ndax dafa commenté affaire bi ba pare jël décision nii lii puisque am na war nañu ko génne. par conséquent waaw non pour toi moom mooy juge mais te dafa njortu ne moom mani ñun ñëpp dañuy njort ñun ñëpp dañuy njort kon boog puisque ñun ñëpp dañuy njort njortu nga leneen yow mani nanu gis mbir mi ni mu demee gis nga encore une fois li nu lire ci décision CEDEAO lii la d'abord violation liée à quoi à l'enquête préliminaire deuxièmement lan mooy détention arbitraire mais loolu la ci présomption d'innocence détention arbitraire deuxièmement détention arbitraire amende bi wax ci détention arbitraire bi la ko teg de mais tegu ko ci violation boobu d'accord parce que violation boobu c'est lié à l'article 5 de la CEDEAO
ci côté duggul woon. d'accord gis nga ma ni Kon pourquoi assemblée nationale dugal ko ja après 2 mois. kon léegi ba droit de l'homme yëpp d'accord ci gis nga li ma lay wax. leen moo ci ne. man du ma juge doo juge kenn doo juge man ca njëlbeen laa ni lii CEDEAO def pour Khalifa génn kaso juge d'appel bi rek moo ci man dara moom moo mën a seet ndax mën na déglo ndax mën na appliquer wala mënu ko appliquer. kon daal njort yi man li ma ci teg mooy man li ma xam te ñu xam ko loi pénale du rétroactive bu rétroactive bi rek dina indi musiba dinañ ci dellu soit léegi Ibrahima Sène Ibrahima Ndaw tey jii ñu gis ne arrêt CEDEAO boobu dafa ñëw yokk ci Sara Salam ko doon fàttali sànq bi nga xamante ne avis groupe de travail des Nations Unies loolu itam indi woon fi débat bu rëy jógaat tey yoo xamante ne day daanu surtout kaw Sénégal kaw Monaco baa ngi nii ñu ne justice française mën na collaborer ak CREI parce que itam niñ ci àtte ak juridiction d'exception boobu ñu mën a créer collaborer ba nga parce que France reconnaître luñ CREI lu tax muy nangu yoo xamante ne ay dogal la jóge ci moom yooyu yëpp buñ ko dajalee nag est-ce que bokkoo ci ñu njortu wala ñu tiit ne am na lu ñu war a tegaatee suñu justice wala boog am na lu ñu war ci deltu gannaaw moytu tuuti balaa mu ñuy jural ay daan ci biti. waaw Ousmane li ma gëm mooy justice bi fi nekkoon démb moo fi nekk tey régime bi su fi jógee beneen régime bi ñëw aussi justice boobu la fiy fekk li ma gëm mooy am nañu ay magistrats ak ay juges yu xarañ yu bëgg dëkk bi loolu moom nañ ko bàyyee xel si fànn fu ñu mun a féetee si côté politique su ñëwee si affaire yi Khalifa Sall bi dama ne woon duñ ci àddu di xuus parce que justice daan na ko mu ngi siy liggéey ba léegi mais liñ mun a jàpp te du dëñ monsieur le maire Cheikh mooy lañ koy tuumaal waxul ne loolu amut loolu mooy fay loolu mun nañ yem si loolu kenn mënul weddi ne da doon jot 30 millions loolu mënul dëñ kenn mënul weddi ne daf ne woon da siy jënd ceeb ak dugub te defu ko loolu moom foofu noonu ku fa yem amut fenn lenn luñ la mën a reprocher ba jant bi di fekk loolu mooy li am soo ñëwee si affaire yi Karim Wade xam nga Ousmane diggante 2012 bi président Macky Sall di jël réew mi ak léegi fàtte xaju fi déedéet fàtte xaju fi waa PDS yor nañ réew mi 12 ans mais tolloon nañ jamono joo xam ne Karim Wade mais ñëpp xam nañ ne budget Sénégal soo ko doon xayma plus de 2000 milliards soo ko xaajee ñett xaaj yëpp dafa nekkoon ci ay loxoom loolu fàtte xaju fi sénégalais yi mënuñ fàtte loolu lañ ko doon wooye ministre du ciel de la terre suuf seeg jaww jeeg yëpp ak li ci diggante bi dañ ko tegoon ci ay fait beneen fait bi mooy ñun de bi président Macky Sall di ñëw en 2012 pour firndeel li may wax ni gis nga société yi nga xam ne ñoo ŋànkoon koom-koomu Sénégal ñu leen di wooye les fleurons de l'industrie yu si gën a bëri dañoo nërmelu jëlal ICS dafa nërmelu woon ba daanu il a fallu président defaat fi lu ëpp 200 et quelques milliards pour mu mun a taxawaat jëlal Sonacos ba léegi mu ngi sukuraat Dubai Port World ak lañ fa def jëlal aéroport bii nga xam ne Blaise Diagne bi ñu inauguré bul yàggut def na fukki at doog a pare jëlal Transrail xam nga lu tax may lim loolu parce que société yu mag yooyu yëpp loxo Karim Wade mu ngi fi woon ak ay nitam. kon looy tontu ñi wax ne am lu gën loolu mooy yoon tegu ci yoon d'abord li may tontu mooy Transrail man xam naa li may wax parce que maay ministère transport nekkoon naa fa xam naa li may wax bu baax parce que man lu ñu wax rek askan bi ñuy seetaan ñooñu gën a yeewu ñooñu gën a muus bon foo munti féetee si ku jégi mbala si pouvoir bi xamal li ngay wax mun ci teg sa baaro lu am solo la lu tax ma wax loolu Karim Wade dafa nekkoon si société yooyu yëpp ay nitam nekk fa xam nga lan lañ doon def rabbu lënd jargoñ xam nga lënd jargoñ Ousmane lënd jargoñ da nga xam fi fil bi di tàmbalee mais doo mun a xam fa muy yem da nga dem sax ba dootoo xam fan la fil bi tàmbalee ak fa mu yem Karim ak ay ñoñam noonu lañ defoon koom-koomu Sénégal
def lënd jargoñ boo xam ne da nga dem a dem ba boo xamati fan la fil bi tàmbalee ak fu mu yem maanaam ay prête-nom def ko au niveau international teg ay société boobu lëkkale ak keneen moo tax affaire bi du yomb moo tax kër yi bi mu tegee ay pexeem def ay enquête am ba découvrir loolu yëpp lënd jargoñ bi ñu daan ko lañ koy daan ko 138 milliards yoo xam ne dafa war a dellu si waat dugg si gafaka réew mi parce que réew mi soxla nañ ko mais loolu mooy li am ay avocats yi gën a xariñ si àdduna bi Karim jël na leen lay nañ lu nekk mais ñoom xam nañ ne Karim Wade moo la gën a xam ne def na ay ñooñam ñi nekk PDS ñoo leen gën a xam ne Karim Wade def na nan la ñuy def pour xaalis boobu dellusiwaat si gafake bi mun na jël ay at yu bëri lu tax justice française ak bi gën a mujj nii bu mun a ko ne ñoom munuñ fexe ba confiscation maanaam saisie teg loxo ci alal ji nga xam ne pour ñu joxaat ko Sénégal ils l'ont déjà confisqué. waaw pour ñu joxaat ma yeggali rek may non par respect ak ñi ma yeggali rek suñu non confisqué nañ ko non Sarr Sall non boo mën a posé yow waaw d'accord may ma daane dama ne lu ñu confisqué soo jëlee parole donc que la d'accord ok par respect aux Sénégalais yi ñuy déglu dama ne justice française dañ ne ñoom même su nekkee ne am na alal ju nekk foofu noonu si compte Karim Wade yi ñoom mënuñ fexe ba mu dellusiwaat si gafaka Sénégal xam nga lu tax parce que si seen dispositif arsenal juridique prévoir uñ amul loo xam ne enrichissement illicite daf ci bokk xam nga justice dafa nekk lu sew Ousmane ñun duñ ci wax parce que nous ne sommes pas des juristes même suñ defee tuuti droit nekkuñ ay spécialistes droit mais droit dafa doon lu sew a sew justice française magistrats yi loolu la ñu wax ñu ne les magistrats avaient considéré que l'enjeu reproché à Karim Wade n'avait pas d'équivalent dans le droit français waxuñ ne defut waxuñ ne amul fa alal moo tax ma ne la xeex bi du yomb pour que alal jooju nga xam ne Karim Wade si lënd jargoñam boobu noonu dañ ko denc si paradis fiscaux yi denc ko fu nekk ak ay sociétés yoo xam ne kenn xamul fu lu ñu leen créé du yomb mais xeex bi day continuer parce que alal joo xam ne la dafa war a dugg si gafak réew mi daf ci war a dugg ci gafak réew mi parce que dafa amal réew mi solo xam nga lu tax Ousmane xam nga dañuy naan dañ ko Karim Wade dañ ko bëgg kii pour mu bañ a doon candidat moo tax inscription am si liste yi ñu rejeté ko mais Ousmane gis nga réew dafa am nu muy doxee si yoon lay dox suñu nangoo ne ñun ñëpp dafa am lu ñu tënk si wàllu dem si élection en tout cas li nga xam ne mooy texte bi nga xam ne mooy tax nit ñi dem si jongante bokk na ci code électoral doyen Ibrahima Sène code électoral boobu li mu wax dafa leer daf ne juróom-ñaari nit a ngi nii ñoo xam ne mayuñ leen ñu bind si liste électorale yi juróom-ñaari da nga koy lim ñiñ daan nangam ba juróom-ñaari mot Karim dafa bokk si ñaareeli nit ñooñu nga xam ne dañ ko lim si code électoral bi article L 31 dem leen fa amul dara lu ñuy inventé article loolu dafa ne su nekkee ne dañ la daan la si façon yi délit yi nga xam ne liñ la daan ëpp na juróomi at mayuñ la nga bind si liste électorale bi mais am na ay junney sénégalais yoo xam ne tey mënuñ bindu si liste électorale Karim dafa defoon demande d'inscription am na ñoo xam ne ñoo koy càmbar suñ càmbaree ba pare am nga droit de recours mais nekkul rejet non Karim Wade nekkul ne dafa bindoon bañ valider ko ñu dindi ko déedéet demande d'inscription ña ko war a càmbar ko gis ne li code électoral bi wax moom amul droit nekk ci liste bi ñu génne ko fi may daanelee xam nga Ousmane man li ma jàpp mooy gis nga ku jege danay wax sénégalais lu leer de gis nga sénégalais yeewu nañ tey yeewu boo xam ne ci wàllu démocratie ci wàllu jongante kenn mënatu leen ndax yaa xam ci pouvoir bi nga bokk yaa xam ci ku jege xam nga lu ñuy seet lan nga mun a teg ci table bi loo xam ne soo ko jëfee dina am jeexital
seen nekkin dina am jeexital seen dundin. kon dox bi ñu bëgg a dox. dox bi ñuy dox li nekkul ne. parce que li Saara énuméré fii bëri na seen droit la. seen droit la mun nañ def marche ma daane rek mun nañ def marche seen droit la mais nekkul ne loolu mooy tax askan bi fal leen. li tax askan bi fal leen mooy man nekk mu def na lii mais dafa soo gisee nen ne nen a ngi. d'accord ma ne Ousmane. moom nee na président jotu fi def dara demal ci àll bi man si àll bi laa dëkk. dëkk yu bëri mosuñu woon xalaat ne danañ am courant tey plus de 420 villages yoo xam ne ñu ngi leen di électrifier demal ci àll bi Ousmane li ñuy wax dañ ciy teg suñu baaro. d'accord dëkk yoo xam ne mosuñu woon am ndox. tey forage yi ay plus de 700 forages 68 ci château d'eau ñu ngi koy kii dëkk yoo xam ne mosuñu woon am yoon. ñu ngi tracé yoon yi pour que mbéy mi ñuy béy si àll bi ñu mun ko indi fi ñu koy jëfandikoo. Saara bi gis nga loolu noonu waxuñ ne lépp yemb na. waxuñ ne jafe-jafe amul de. kuy wax Sénégal da nga leen di wax lu leer. man de lu may wax tey bëgg naa suba su ma dellusiwaat. nga mun mais mun nañ ne duut baaroom. fañ jëlee réew mi 2012. ak guute ga ko PDS dugaloon. ak fi ñu toll tey am na ay jéego yu am solo yoo xam ne régime bi mu ngi koy def. war na làbbaliwaat fas wi nag. parce que desaat na. parce que jafe-jafe yi des na ba léegi. mais aw la yéwén. te foofu lañ jëm ñoom combat bi bëgguñu dem si débat bi la mais fa lañ jëm. parce que sooy dem di dagaan baatu askan bi mais il faut nga am loo teg. d'accord su nekkee ne li nga teg moo gën li nga xam ne moo am tey mais askan bi yaakaar la jox la su nekkee ne ay waxu kasaw nag Khalifa Sall fii Karim Wade fii dañ leen bëgg a baare fii baare wuñ kenn ku bëgg a doon candidat. te wàccoo li nga xam ne yoon wax na da nga doon candidat dem si askan bi ñu fal la mbala ñu te ñun gëm nañ ne président Macky Sall askan bi dina ko falaat parce que def na fi loo xam ne tey bilan mu ngi nii ah. Ibrahima Ndaw dinañ ci dellu si waat léegi ñoom jox leen ko sax ñoom dinañ ci ñëw léegi nga distribuer leen ko voilà. Saara Sall parce que ci côté boobu nga xamante ne ci lañ doon wax ci justice française ak ya ca des dañ gis ne France ñoom reconnaître nañ délit d'enrichissement illicite parce que boo seetloo bu yàggul doomu Obiangema ak ay bongo yooyu yëpp ñu ngi leen di topp ci alal ci France yoo xamante ne ñoom ñoo ko moom kon buñ demee actuellement ba wax ne nag ñoom mënuñoo collaborer ak justice su Sénégal ak yu mel nii day nekk ne mbir mi arsenal juridique bi moo àndul waaye waxuñ ne li ñuy toppee kii amul délit boobu am na te xalal bi ñu toppee Karim itam mu nga fa ne nañ Ibrahima wax na ko ne nañ gis nañ ko mais mënuñ ko confisquer wala confisquer nañ ko wala mënuñ ko indi ci Sénégal. xam nga Ousmane. dama bëgg nga bàyyi xel rek ci temps de parole bi parce que maanaam moom na liggéey. li ñuy wax bu ñu commencé wax gis nga du ñu ñeme noppi. parce que la ñuy wax non du ñu ñeme noppi. non du ñuy noppi xam nga lu tax du ñu ñeme noppi. waaw ajab bismillah. Sénégalais yi leen di seetaan xam nañ ne li ñuy wax ak li am ça fait deux. Karim Wade d'abord wax na ni loi bi moo wax ne article L31. ku def délit nangam mais cité wul dafa ne nangam. délit yooyu délit Karim deful détournement de deniers publics. Karim deful corruption. peut-être condamné à tribunal spécial bi ñu ko yóbbu. c'est un tribunal spécial un procureur spécial. bi mu ko attee dafa ni yoon mayu ko mu def peine complémentaire bu koy xañ ay droits civiques civils ak politiques. c'est clair arrêt CREI bi c'est très clair. kon loolu génne na ko ci juróom-ñaar yi mu def. bokku ci xam nañ ko sax xam nañ ko. mu ne dafa def demande d'inscription du dëgg. dafa bindu ñu jox ko récépissé dégg nga de descendant ba nekk Koweït bindu la fa yore récépissé bi dégg nga wax ji. léegi leneen li mooy ministre de l'intérieur Sénégal ba muy Sénégal ba léegi même bu ñu laa woon doyen Makhtar Amadou Makhtar Mbow nga xam ne doyen maanaam politicien yi fii nekk yow xëy na bu ñu ci gën a mag ñoo ci bokk na ci. mais mosoo gis fenn si àddina bi ministère de l'intérieur bi ñu def ay publication de liste électorale mu taxaw ne diw bokk ci fii ci la bokk. avant loolu fàttaliku leen Ismaïla Madior Fall moo njëkk a def TFM ne way Karim mënul ci et cetera alors yooyu loolu moo lay won ni Karim moo leen tere nelaw dégg nga wax ni ba tax na. su dee fii comme ni ko Ibrahima Sène waxee ay nijaam ñoo nekk France wala France enrichissement illicite dafa bokkul seen dispositif juridique mais yooyu ay waxu naxa sakan nag la parce que ay Sani Abacha ak ñeneen bañ leen tuumaalee détournement dañuy enrichissement illicite jot nañ jël xaalis yooyu rapatrier ko seen réew donte ne jot na quelques années mais ñii dañ leen ne instrument bi ngeen utiliser pour juger ko dafa dul respecter l'ordre public international dégg nga li wax c'est-à-dire que Karim
kon yéen li ngeen mënoon nañ ko juger ci juridiction ak les ordinaire tribunaux de droit commun. ok haute cour de justice nga fi leneen a ngi fi même bu dee ne détournement kii enrichissement illicite lañ koy toppee. mais li tax ñu bàyyi yooyu yëpp foofu fële. parce que sànq am na kenn si ñoom ku ne il est allé en appel il est allé en cassation mais ce n'est pas vrai. il y a pas eu de cassation il y a pas eu d'appel. CREI permettre loolu. permettre ko te la taxul ñu yóbbu ko foofa parce que xam nañ loolu maintenant bañ ko yóbbu foofu ba pare. les parties en appel. CREI wax ne mënuma koo xañ ay droits civiques civils ak politique am. hein alors aujourd'hui ils disent oui CREI wax na lu d'accord mais article L31 bi suñu sukkandiku du bindu mais délits yooyu ñu cité enrichissement illicite bokku ci je défie quiconque de me prouver que ci la bokk amul. c'est un cas spécifique boo xam ne kon. waaw mën nañ jàpp ne mënoon nañ xëy rek effacer lépp mu ñëw. léegi mu ne mais bu ñu waxee bilan Macky Sall mën na falu et cetera mais ça c'est au Sénégalais d'apprécier. parce que fi ñu toll nii Ndakaaru gii nit ñi mënuñu naan ndox rek on peut pas boire parce que ndox nekk na problème am na quartier yoo xam ne depuis weeru koor mënuñu am ndox. monde rural bi muy wax sax di bakku ne oui Macky Sall dem na jox leen 1 milliard parce que nag yi dee nañ ci àll bi ak xar yi. jaay ñu gerte man kaw laa comme moom village laa dëkk dégg nga de Malem Niani gii ma dëkk sax nii tey amuñu ndox forage bi par na depuis 2 mois ngi nii les gens n'arrivent pas à boire dégg nga wax ni. alors donc ay yoon ay piste ay forage kooku fii lañ ko fekk Abdou Diouf monsieur forage madame Moulin Abdoulaye Wade en a fait à l'appel et cetera mais li gën a am solo mooy état de droit li gën a am solo mooy une gestion sobre et vertueuse comme il l'avait promis parce que bu doon ne bilan kese moo tax Abdoulaye du fi jóge la preuve ils ne l'ont jamais attaqué sur son bilan ils ont inventé des termes des éléments de langage d'évolution monarchique et cetera ce qui s'est avéré complètement faux d'accord Sénégalais dem nañu ba découvrir lépp dégg nga wax ni parce que justice buy dox normalement le Haut Conseil de la magistrature nit ñi tere les consultations à domicile mais Souleymane Teliko ak l'union des magistrats loolu la ñuy décrier ñi nga xam ne dañu war a dem à la traité mu yokkal leen encore pour que ëllëg bu ñu demee contentieux ñu mën koo sotal mais loolu itam les gens ñu ngi koy seetaan chaque jour que jëfee d'accord ak yeneen yoo xam ne justice bi dafa nekk loo xam ne waxuñu ne amul ay magistrats debout il y a des magistrats qui sont là respectueux qui vraiment dignes de leur métier mais am na ñoo xam ne par contre bon lu Macky Sall ak régime am bëgg la ñuy def guddeeg bëccëg loolu xam nañ ko. yéen def ngeen front de résistance boo xamante ne tey bii yoon. nit ñi gis nañ ne à part homme politique yi am na société civile impliqué na le maximum ci population bi nga xamante ne ñoom nga wax ne ñoom nekk ci jafe-jafe ñeneen ne ba ñu annoncé retour Karim ba léegi yëf yaa ngi yëngu-yëngu bu am doole ci biir réew mi te ñu wax ne Karim bu ñëwee itam mën na am ñu teg ko loxo ci la ñu wax contrainte par corps est-ce que loolu aussi nekkul. xam nga wax naa sànq ne. ñoom ñoo wax ni ñu confisque tout ce dont Karim dispose li mu am tey ak li mu nar a am ëllëg sax dañ koy confisquer ça c'est mais li ci gën a am solo wax naa ko sama njëlbeen wax mënoo ne diw bëgg naa nga julli bu jaar yoon mais li mu bëgg nga jàppee mooy deretu mbaam xuux bu dee ne jullit nga en fait instrument bi ñu utiliser pour juger Karim moo amul fenn ci àddina CREI moo amul ñun ak ñi nga xam ne ñu ngi saytu yelleef doomu adama xam nañ xel ne que Karim instrument bi ñu utilisé pour Macky Sall exhumer ko après 30 ans d'hibernation eh bien objectif bi mu doon viser mooy politiquement éliminer ko de la même manière qu'ils ont mis Khalifa en prison pour des trucs yoo xam ne ay affaire u caisse d'avance machin eh bien nous savons parfaitement que c'est des trucs procès politiques c'est des décisions politiques qui peuvent en sortir parce que magistrats yi ñuy utiliser loolu lañ leen doy justice amu fa parce que bu justice amoon mais le port la poste le dossier Petro-Tim le dossier ArcelorMittal mi ngi fii mais Sénégalais mais dafa ñëw ArcelorMittal n'oubliez pas que c'est au moins 2300 milliards moom la ñu waroon damper Sénégal entre Sénégal ak le groupe ArcelorMittal il y a un cabinet qui a été commis Gustafsson bi nekk Colorado aux États-Unis qui a estimé que préjudice bi dem na ba ci niveau boobu d'accord ils sont à l'étranger ils ont négocié pour 75 milliards agent judiciaire de l'État bi fi nekkoon ne du ko signé Aly Ngouille Ndiaye dem signé ko à sa place Petro-Tim Abdoul Mbaye bi njëkk a nekk mi premier ministre Macky Sall moom xam na ko bi mu waxee ne dañ maa floué rapport de présentation bi dañ maa gëmloo ne ko Petro Asia mooy société bi gën a bëri doole ci wàllu woowu fële am na technologie bi am na capacité bi yëpp mais on s'est rendu compte que 5 millions moo nekkoon capital am période boobu
d'accord li gën a tax maanaam Franck Timis mari Karim Wade rapport de présentation loo xam ne boo ma woon preuve yoo xam ne yow am nga capacité du ma ko signé du ma ko def Aly Ngouille Ndiaye l'a fait ñu jox Petro-Tim ay affaire aujourd'hui nu mu tuddati Franck Timis boobu tey mais nu mu tuddati encore moom moo porté plainte contre eux au niveau de je sais pas ban tribunal aux États-Unis d'accord c'est-à-dire que fi ñu toll nii réew mi ci yorin bi justice bi dara jaarul fi mu war a jaar. d'accord loolu nag moo tax. bien qu'il parle de bilan moom xam na bu dee wóor ngeen seen bilan bàyyi leen nit ñi dem bëri. mooy le problème mais c'est pas cohérent. xam nga mënoo ne ñun wóor nañ suñu bopp. les villages sont électrifiés forage yaa ngi fi mais ok c'est très bien. mais yéen a ngi tere nit ñi bëri parce que yéen a ngi utiliser justice. d'accord. yéen a ngi utiliser justice mais loolu Sénégalais duñ ko seetaan duñ ko nangu kii nee na bu ñu koy dañ ñu duma mais duñ ko seetaan. boo leen jàddee yoon. waaw. dinañ ci dellu d'accord mais yéen a jàdd yoon. Cheikh Gueye parce que ñu gis ne kon scandale yi nga xamante ne wax nañ ko ñëpp ne ëpp naa am parce que réew mi itam ni muy doxee actuellement ak justice am na ci yoo xamante ne buñ ko attee fii ak nañ ko attee ak juridiction spéciale dina am lu mu gàkkal ci deru Sénégal ci wàllu démocratie ñu gis bi mu ñëwee yaakaar gu rëy gi ñu amoon ba tax ñu bàyyi ñu déroulé loolu yëpp dañu waxoon ne ñoom am na CREI yi pour ñi fi nekkoon waaye am na itam OFNAC pour ñi fi nekk di saytu reddition des comptes boobu dañ ko bëgg a bañ ci réew mi wala yow nan nga jàngatee mbir mi. li may nangu ci kàddu Ibrahima Sène bu fekkee dégg naa wax ji mooy moom nangu na ni nañu appliquer décision CEDEAO. exactement. et je l'ai dit dès le départ. loolu maa ngi koy rafetlu aussi ngeen xas ma lu na ngeen yàq bokk. te loolu mu wax. loolu la procureur bi wax mais maa ngi ab. Sidi Lamine benn baat bu muy faral di wax naan dañuy wax justice waaye solstice waaw xam nga état surtout état tappale dañuy bari pexe pour tëj nit wala taxal nit dafay yomb am na ay pexe yu bari sax yuy wut di def ay di ci bari ñun dañ ko yëg moo tax boo ñu gisee boo nekkee homme politique am ak affaire ñu mel nii da ngay gàtt tànk gàtt lamiñ parce que capable nañu lu nekk say xarit say am di jàmm ñooy àndandoo wala fooy dem sax mën nañu fexe ba jéyee am fa taxal la ci te dara du ci dëgg ma jàpp ni jëf yu mel noonu mënoon nañ ko nangu ci jamono yu jëkkee mais Sénégal ak jaar-jaaram yëpp ak histoire du Sénégal yëpp am na ci yoo xam ni waratuñu woon toog sax di ko waxtaan lu mel ni décision CEDEAO Sénégalais bu nekk ak foo mënti bokk bu CEDEAO jël décision da nga ko war rafetlu dinañ ko jëf lu mel ni marche bi nga xam ne dañuy wax dañ koy def suba Sénégal waroon na weesu foo xam ne dañ naan dañ ko nangoo duñ ko nangu bu marche amee surtout que c'est consacré dans la constitution wante bu mu ñëwee pàcc bu yaatu la ci ubbi loolu mooy démocratie réew yi nga xam ne réewu tubaab yi la bitim réew mais gis nañ leen saa su nekk ci ay questions yu ndaw mais des questions sociales mu soxal leen ñu jóg manifester à leur façon man dama yaakaar ne loolu dañ ko war sax encourager parce que dañ ciy jëlee xam-xam pour xool ban taxawaay la ñu mën a am pour saafara réew mi ñetteelu jàngat bi mooy ma wax ñun ñëpp toute la classe politique quelle que soit suñu position y a des principes démocratiques des valeurs yoo xam ne il faut ñu def ci consensus ba li maa ngi ci pouvoir bi lii c'est truc rek et wax na ko sànq ci njaal benn man bokkuma ci ñooñu boo nekkee ci opposition bi ni lii justice wala lii boo demee ci pouvoir bi wax beneen xëy na yéen a mel noonu man nu ma mel noor noonu laa mel nawet du ma soppeeku dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi mais li sama collègue bi wax léegi lu am solo la nan ngay mën a am acharnement ci ay nit rek nii du ko fi amee du fi amee njortu naa ni pouvoir bi Khalifa Sall génn ci biti ak ku leen rey lu ñu yemal bëgguñu mu fekkee bëggumu ñu bokk lépp ngir nguur rek mais dañuy fàtte ni nguur yàlla ko yore absolument ku yàlla ni diw mooy doon kenn mënu ci dara même juge tel que soit les juges nekk sous le paillasson Dieu est le seul juge il y a les jugements des hommes mais il y a le jugement de Dieu bu ñu fàtte loolu et politique bu aussi bu ñu koy def bu ñu yóbbu ba ñuy soppi doxin soppi waxin ba mel noo xam
ku ñu dégg wala ku ñu gis jéppiñ wala ni kii de cam xàmmeetuma ko de kii de ay waxam la ma ko dara jaru ko yaa ngi doon wax waxu galgal ak doxalin boo xamante ne day xaw a bett wala mu yéeme ci mbir mi gannaaw arrêt CEDEAO bi ak li mu génnee am ngeen njort bu baax ci bi yoon li mën a tax Khalifa mën a am afiya ci ñu ko doon sax. am na sànq ma ci woo di ma laaj naan ma lan mooy sa attente ci décision CEDEAO man ko amul benn attente décision CEDEAO bi nañ ko jëfe et bu fekkee jëfe nañ ko Khalifa Sall dina génn ñibbi waroon na génn sax avant bu doon un juge responsable et conséquent dès lors que décision bi tàbbi ci loxoom il ordonne la libération immédiate et sans condition de Khalifa Sall ce qui n'a rien à voir maintenant avec les autres questions. D'accord. C'est ça la conséquence. D'accord. C'est ça la conséquence. dafa mel ni rek ñuy nodd di julli mais bu waxtu wi jooyee dañuy liqaam mais bu ñu liqaamee xam nga ne jullee ci topp waaye ñuy liqaam rek nga taxaw naan kenn julleegu ba waxtu julli jot liqaam nañu donc CEDEAO joxe na dogal nañu jëfee dogal gi nag buñ ko jëfee Khalifa Sall day génn waaye naan non dañu am suñu souveraineté mais seen souveraineté ci lenn ci souveraineté CEDEAO noonu la ko Mali joxe noonu la ko Niger joxe noonu la ko Côte d'Ivoire joxe noonu la ko Ghana joxe. D'accord. Et dossier bi ñu doon discuter naam du décision mais primitif la. Primitif authentique et ça aussi le procureur Diaby l'a dit. C'est pourquoi xam nga waxu Diaby ji nit ñee ko réer parce que dañu tàmmul dégg-dégg. nopp boo nga xam ne nag tàmmul di dégg-dégg di gis nit ku dëggu bu ko gisee rek day jom. mais Diaby lay yoon lay dëgg rek la wax. ñu di ko ci sargal nag di ko ci gërëm. et yaakaar ni ñu mel ni moom ñi ngi ci réew mi. tribunal ba fees nañ fi lool dëkk bi fees nañ ci lool daañu def seen kéemtulaay kattan ba Sénégal daal bu mu jël ndaare. ci ñàkk wàccoog li nga xam ne moo nekk taxawaayam ci décision CEDEAO boobu. Ibrahima Sène parce que loolu li tax mu jaaxal ni mooy Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xamante ne ci côté respect du droit national ak international yëpp te ci daan illustré wu bañ gis ne sax exemple bi ñu joxee atte nañ fii un ancien président Hissène Habré tey chambre africaine extraordinaire décision CEDEAO bu yàggul ci Gambie ñoo jiite yëf yi parce que en tant que presque ñoo nature jox nañu ko waaye itam suñ doole ak suñ taxawaay kon buñ accès fii di discuter yu mel nii day xaw a jaaxalaat nit ñi indi leen tiitange ci ay sanctions wala yeneen daan yoo xam mën na dal suñ kaw. ah d'abord daan mënul am suñu kaw. mënul am bool boobu. non deuxièmement parce que ndax daan parce que li nga CEDEAO muy cour de justice wala mooy commission CEDEAO wala décision des chefs de l'État dañuy jël décision état bu ñuy xam kan ngay appliquer par exemple le taux extérieur le tarif extérieur commun c'est-à-dire le droit de douane commun la CEDEAO bi ñu ko defee la ko Sénégal appliqué mais am na état yu bari yoo xam ni appliqué gun daan leen ci non da leen di encouragé rek ñu ñooy seet kañ lañ koy mën a def la même chose ci cas bi aussi noonu la toujours l'article 5 là dans la CEDEAO il y a que 5 pays qui l'ont déjà mis dans leur législation 5 bi mooy Sénégal bu yàggul rek la ko Sénégal def kon bokk daan mënu ci am maintenant leen moo ci nekk. mais ndam mën na ci am ba attends ndam mën na ci am quand même. ci sa askan way ba attends déglu mais gis nga man bu ñuy tàccu Diaby xanaa ñi nekk ñu woon Sénégal bi les avocats de l'État def conférence de presse ni l'État va appliquer la décision de la CEDEAO def nañ conférence avant même que procureur général wax Diaby mais ba ko évacué yi waxee ñëpp noppi ba kii wax mu mel ni lu bees si ñoom l'État va appliquer attends l'État attends voilà ma ne foofu la jëm l'État wax na et puis l'État est obligé d'appliquer la décision de la CEDEAO mais ban décision xanaa ma ni yow dëglu ma li xam ne moom àll collin force état parce que état moom la ñu condamné ci loolu mooy de payer l'amende kooku force dana ko appliquer. kon daan am na kon kooku daan la kay voilà daan boobu ma ne force dana ko appliquer force parce que maintenant li ci des mu ni le procureur général c'est le maître de poursuite moom bu fekkee ne moom boo yaakaar woon na ni léegi libéré Khalifa moo ci des mais pourquoi il n'a pas
décidé de retirer l'affaire. C'est lui. Non, il n'a pas retiré l'affaire. Il a demandé au juge de décider ce qu'il faut faire. Pourtant, c'est lui le maître de justice. Moi, maintenant, à mon sañ ni puisque li CEDEAO li bu def d'accord naa ci je retire l'affaire. Il l'a pas fait. Donc yooyu yëpp dañ koy sóoraale ci fii affaire bi yombul. Le juge Demba Kandji avec son équipe ñoom à dernier ressort ñu ngi décider te la mu décide la ñu décider la état bi di appliquer clair et net. Maintenant bu ne dañoo bëgg a tere Hadj Khalifa ak Karim ñu nekk candidat te loolu kuy gagné fi yàlla moo ko dogal mais yàlla dafay joxe firnde bu fekkee ne yow yàlla lu mucc ayib rek la bëgg ci yow du la xiir ngay dugg ci jéya kooku na ko ñu ñuy fàttali ko du la xiir ngay dugg ci jéya bu fekkee ni benn li mu natt ci yow li mu natt ci yow baax na ci yow du la xiir ngay dugg ci jéya mais ci dugg ci jéya ba pare toppa wala dan may xañ parce que ku ma bàyyi yàlla man c'est vrai mais c'est valable kooku waxi picc la maintenant yow léegi nag fi mu nekk nii ma laaj benn li gis nga pour élection waaw gis nga dañuy wax ni pour dem élection dana war a bàyyi ku mu neex nodd mani loolu waxin la mais ci jëfin bi loolu mësul am gis nga daan segg ñan ñooy dem gis nga jusque là xam ci la daan segg xaalis caution bi foofu la daan segg ku amul xaalis bokkoo ku mënul am 65 millions yu fi Abdoulaye Wade bokkoo pour nekk président xaalis la doon segg. kon seggukaay bi dafa changé. gis nga ñun ñi néew doole dañ ni xaalis warul nekk seggukaay pour loolu li war a nekk seggukaay mooy sa représentativité au niveau des citoyens mais mani déglu ma xaalis bi 65 millions lañ ko jëlee yóbbu ko 30 millions te ñun dañoo waxoon sax nanu fexe ba 0 franc lay doon c'est fa la ñu jëm parce que mani gis nga et puis yamuñu foofu xam déggagun nu de parce que lépp ci yoon wi la nekk dañ ni nanu jël disposition aussi pour plafonner les dépenses de campagne électorale ko xam ni ku dépassé seuil boobu ñu topp la daan et puis nii la annuler ses résultats loolu ñu ngi ci ñu ngi discuter encore pour que bu yëpp yi taxa ñoree ñu am consensus ñu ni wax parce que campagne électorale warul favoriser koo xam ne borom xaalis la rek loolu warul am troisième chose yoo xam ni ñu ngi ci taxaw tere ngeen mooy état yeeg yëpp kenn du ko jëfandikoo mais évidemment gis ñun mooy sunu mbét laa la wax de am na ñetteel ab yéen man PIT laa fa toogal laaw non mais non vraiment ba tegalu VLD de bon voilà bon gis nga beneen fànn bi pour wàññi doole xaalis ci élection pour que li muy wax ne ku mën a nodd dégg nga de da fekk nga am cummikaay gis nga booy bëri jiite amoo cummikaay c'est-à-dire amoo ay nit kàngam cercle bu la dar ay nit yu la dar bu fekkee amoo ko wóolu sa poche am nga xaalis pour loolu bu fekkee ne dem nañ ci excellent ba foofu kooku réew mi dana élection dana gën a jar ci yoon dana gën a assainissement. mais yéen léegi ñu wax leen nañ waxoon waaj góor nga da ngaa yéex. nga laa ngi fi ne dara bugg a am na ñu bloqué ba pare ci li ngeen di mébét yu rafet bi ngeen ko denc ak non ma ne wuyu ma encore une fois parrainage ak comment dirais-je diminution caution ça n'a rien à voir ak la situation judiciaire des gens là bu parrainage am bu parrainage am situation judiciaire am leneen la gis nga mani encore une fois leen moo ci nekk wax naa ko fii ci njëlbeen dès le départ doonoo bëgg a judiciariser des problèmes de délit de droit commun doonoo bëgg politiser des processus de justice li ci nekk na nekk nii la délit de droit commun du délit de droit commun la CREI
mais écoute encore une fois xam nga man c'est même des gens vont s'étonner pourquoi ma discipliné yu tey may bàyyi ñu may kii te man du ma interrompre kenn non bon léegi gis nga pour jeexal balaa ma dem ci saa damay daaneel gis nga am na gars yi nee nañ liñ ci ñàkk dafa bëri ndax mën nañ yaakaar lu toll noonu ci loolu ci commission rogatoire ba ca atte ba ba tey ji milliards yi ñu ci ñàkk nee nañ dafa bëri waaw nee nañ ndax mën nañ yaakaar lu toll noonu ma ni lenn moo ci nekk gis nga fiftinu réew mi ku ko jël yóbbu ko ci àll bi jaral na ma lu nekk pour mu dellu si waaw kooku moom jaral na ma lu nekk ba gis nga jaral na ma lu nekk man nekkuma fi nekk commerçant fiftinu réew mi ku ko fi jëlee xañ ko réew mi ma ni jaral na ma lu nekk pour mu dellu si d'accord terminal ma dem bokk ci Saara wala ma dem ci Saara ñëwaat ci yow ñu boucler non man kay boo ma bëggee daga rek dagal non du ma la dagg ma ngoog bàyyil ma ngoog xam nga dafa ñu topp wala dafa am ay parparloo yu nekk ci affaire yi gis nga ay Petro-Tim ak ay ArcelorMittal ak xaalis bu bëri gis nga ArcelorMittal moom warul ci woon sori quoi parce que dul say ArcelorMittal xam naa ko ArcelorMittal lu dal Sénégal moo ko dal te yéena kon bokk ñoom ñi fi jóge waaw gis nga boo bëggee boobu dossier bëgg naa nga def débat ci loolu spécial ci loolu bon moo tax man du ma ci sori mais dama ne gis nga ñoom Petro-Tim ak Timis ak yëpp ak wax nan ni ñii danoo jalgati danoo sàcc danoo def ba porte plainte Sénégal ji ñu porte leen plainte États-Unis anam parce que nit ñi dañuy fàtte leen dama ne États-Unis ak France ñu bokk yam ñoom seeni entreprise seen intérêt la ñuy toppatoo gis nga pétrole ak gaz Sénégal léegi ci loxo États-Unis ak Angleterre la nekk Cosmos ak BP ñoo ko yor gis nga te ñoom fu nu ko jëlee ci Petro-Tim gis nga de bu doon dem ba ginnaaw Makka pour annuler loolu ci États-Unis doon ci jot bon gis nga dañ ni ñii mani ñii dañ ni ñii danoo sàcc danoo nangam ma ne plus danoo sàcc danoo te am ngeen ci firnde mais Sénégal am na OFNAC jël leen seen affaire yóbbu OFNAC boole ñii nee nañ dootuñ dem OFNAC parce que dossier yi dañ fa yàgg wuy ma gis nga dama lay wax man de du ma jàpp sama sàcc nii du ma ko yóbbu police ndax bari na ñu fa nekk ñoo xam ne kenn jàpp leen ma loolu ma ni wax loolu wax ku daanu ci saret la kon OFNAC nga ñëw daal gis nga li ma lay wax gis nga li ma lay wax kalaame leen ba kenn xamul yan dossier moo nekk ci OFNAC ki xamu ko kii xamu ko yi ñu traité lan lañ ci recommandé parce que ñu dana fa yaakaar ni rapport OFNAC bu paree rek la ne ci rek day dem justice mais OFNAC am na droit constitutionnel bu fekkee ne am na ñu mu gis ni jalgati nañu mu saisir directement procureur du nekk sax président Cour des comptes am na boobu droit constitutionnel IGE moo ko amul de IGE day def proposition def jox président mais mani Cour des comptes OFNAC bu fekkee ni am nañu dossier yoo xam ni war na leen yóbbu ñu àtte leen loi may na leen bu nu nekk président moo wax. yow njortoo ne am na dossier yu waroon. man xam la tax ma njort loolu. parce que man su ma nekkoon OFNAC wala président Cour des comptes nii lay doxalee. kon yow kon boog man. kon lan la jëlee bi personne ñu indi la foofu boog yi di gaaw comme opposition bi ñëw ne man yaakaaruma ne maa gën a gore. ñi yore OFNAC wala ñi yore Cour des comptes ñii nag bu ñu yaakaaree ñoo leen gën a gore. wane gënu ko de. ñoom seen doxalin. seen parcours ak seen taxawaay. wane gënu ko xam nga lu tax. bu fekkee PDS. man bala ma dee ñuy wax ni ñoom léegi. sont les défenseurs des libertés des droits waaye yéen ngeen a xaw a naxasal droit réew mi fii ku ne ku yëngatu ngeen dóoru ku yëngatu même presse c'est le seul régime ici au Sénégal
qui a fait organiser des agressions contre des éditions de presse. et même ici à Walfadjri. comme bokk ci yooyu bu fi nekk dinu jéem a tuumaal di jéem a wane ni ñoom yooyu vous n'êtes pas des démocrates. vous pouvez hurler avec les loups waaye xam nañ leen. on vous a allé. waaw. ah tëm naa la bisimilah kon waaw parce que maa ngi doon laaj Ibrahima sànq ne. gars yi ne nañ xaalis bi ñuy dégg ci crédit beeg yooyu dafa bëri te bu yàggul aussi déggoon nañ ñu ngi tourné 254 milliards bu ñu recouvrer ba indi woon na coow parce que peut-être ne nañ benn 15 boo xamante ne recouvrer nañ ko ci ki nga xamante ne kenn la ci 25 ki ñu waxoon ne ñoom lañ bëgg a topp ci mbir mi loolu buñ ko doon xayma tey luñ mën a yaakaar vraiment parce que Ibrahima nee na am na ci yaakaar mais ba kañ. waaw balaa may ñëw sa question bi rek. da nga may tuuti ma àdduwaat si monsieur le maire Cheikh Gueye li mu waxoon. daf ne démocratie réew dafa basé wu si ay principe démocratique ak ay valeurs yoo xam ne dañ ko partagé ñoo xam si kujje gi lañ nekk ñoo xam si parti pouvoir waaye loolu am na lu ko lal démocratie li ko lal mooy waxtaan débat dafa bokk si li nga xam ne day suuxat démocratie mais tey kujje gi Ousmane depuis 2012 ba léegi président Macky Sall ñaata kuréelu waxtaan la teg kujje gi ne duñ ci woyu bëri na teg na kuréelu waxtaan si réforme njàng mu mag mi enseignement supérieur ñu ne duñ ci àddu teg na kuréelu waxtaan sur assise éducation nationale ñu ne duñ ci àddu mu teg kuréelu waxtaan si concertation sur fichier électoral am ñoo xam ne dañu boycotté bañ jëlee décision yañ jël ba pare ba waxtaan ña toog bañ na léegi parrainage ak yooyu ñu contesté bi ci mujj foofu lay jeexale mooy kuréelu waxtaan si nan la ñuy yoree pétrole ak gaz bi nga xam ne génnagul si géej gi te dafa war a génn war a jëriñ génération yi ak yi ñëw ñoom ñu ne duñ ca dem waaye ñooñu nan la ñuy waxee ne ñooñu démocratie lañ bëgg a suuxat te bañ dialogue alors que dialogue bokk na si lii suuxat si démocratie monsieur le maire pour ñëwaat si affaire CREI bi li nga xam ne war nañ ko jël mu dugaat si gafaka Sénégal loolu xeex bi du yomb dina jël temps ay procédures yoo xam ne la mun na jël plus de 20 ans sax mbala 10 ans mun na ko mais li si am solo jàngat bi ñu ciy jàngat man jàngat bi ma ci jàngat mooy war nañu mun a xalaat ne lu mel noonu dootu fi gaaw a am koo xam ne dañ lay dénk réew mi dañ lay dénk askan bi nga def enrichissement illicite loolu xam nga ne soo ko defee yoon dina la ci dal dina dal sa kaw moo xam si régime bii nga bokk moo xam si beneen régime boobu benn jàngat la affaire Khalifa Sall aussi caisse d'avance lañ koy tuddee fonds politique jàngat bi mooy tey coppite yi nga xam ne dina am tey foog nañ dina indi coppite yoo xam ne loolu dootul mun a am su nekkee ne même maire yi ko doon def yàgg na depuis loolu moom day dakk donc loolu jàngat bu am solo la léegi voilà waxtu bi dem nañu xam naa benn point boobu rapidement ma jël Sara mu terminé 3 minutes lañ dese waaw fi may jeexalee mooy Sénégal mooy Sénégal réewu jàmbu la ñun ñëpp ñoo ko bokk mun nañ ko xarñaar ñu féetee si kujje gi ak parti pouvoir bi nañu fexe ba trouver ay consensus yoo xam ne day dépasser suñu appartenance politique lu am solo la suñu appartenance politique loolu mooy lan nañu fexe ba nga xam ne suñu tegee question yi nga xam ne dafa dépasser mandat moo xam kujje gi nañu toog ku si nekk wax sa xalaat ñu tënk loo xam ne suñ ko tënkee dina doon njëriñu Sénégal pour suba d'accord kii fal nag kenn rek la mooy peuple bi Ibrahima peuple boobu noonu kenn mënatu ko nax d'accord baax na danañ fal si xel mu dal si xel mu teey ak si li ñuy dundee seen soppite dundin ni mu amee si régime bi nga xam ne def na ko ak ñeneen ñi nga xam ne leneen la ñu proposé jërëjëf Sara Sall parce que dañ ne OFNAC bi Ibrahima wax na ko sànq ak na muy doxee ak procédure ba parce que CREI bi ngeen di yuuxu yëpp ba ñu jógee dañ ne woon am na répondant am te mooy li nga am mooy OFNAC xamante ne tey ñu nga fa nit ñi di xaar aussi ñu élucider leen te ñu Ibrahima expliqué yaakaar naa am na ci yu bëri waroon xam ne waroon a indi explication ñu gis ne scandale yi am na ci yu bëri yoo xamante ne mel na ba mujj bi sax mooy affaire Prodac boobu kon yooyu yëpp tollu ci te état li ñu wax tuuma
waaye tegituma bi ci gaaw a gën a gaaw aussi mooy wàllu yoon ni gis ne àggul fa ba léegi lan moo fees seen bët ci doxalin boobu nga xamante ni itam wàllu reddition des comptes la ak saytu. jërëjëf Ousmane xam nga ñii dafay mel ni dañuy bëgg fontu Sénégalais yi fi may commencé mooy wax na ni woote nañ 12 fois waxtaan dialogue wuyu enfin opposition bi wuyu ma fàttali ko ne mois de mai 2016 su ma juumalee waxuma ñëpp mais ñu bëree bëri ci opposition bi demoon nañu mais lu ñu gis après. même PDS xaw na faa yëngu. PDS demoon na. parce que xalaatoon nañ ne lu sincère mën na fa juddu mais gis nañ ne mujj gi faire valoir maanaam utiliser nit ñi pour gëmloo opinion nationale internationale maa ngi dialogue maa ngi fekk na sincérité amu ci mais mujj gi ñu gis ne sax dialogue koo xam ne kàddoom ñàkk koo sàmm du ko wàññi dara def ko dara amul benn njëriñ ndax président Macky Sall ba muy nekk candidat am na engagement yu bëri yu mu jëloon je m'engage mu jógi furaas xëddéem gisuñ ci dara bokk na ci jëloon na engagement dina wàññi mandaam 7 ans ba 5 ans mujj gi ñu utiliser conseil constitutionnel ak son tailleur là bon wax ne décision ba ñu leen avis bi ñu leen jox ñu transformé ko ne décision la xam nga loolu Sénégalais yi fàttali ko aussi alors si processus électoral bi ci maanaam même député wu diaspora bi ba ñu toogee ak ñoom di waxtaan ci la ñu jël décision 10 députés diaspora article yi ñuy wax ni LO 116 LO 117 ak yeneen disposition yu bëri ci code électoral ba ñu ko ciy dugal même L 57 pour boo wala da wax ne léegi pour être candidat au-delà des autres critères il faut être électeur en même temps bañ ko ciy dugal waxtaan ci kenn ils l'ont fait de manière unilatérale alors ku mel noonu vraiment bu doon ne téeméer yoon la woote itam dinañ ko ne non téeméer yoon alors beneen bi ci topp mooy xam nga wax na ko sànq doyen Guèye Cheikh Guèye Ba état de droit moo ëpp solo li ci des yëpp amu fi parce que bu amoon du ñu bàyyi Mbaye Niang Prodac dossier ba fa nekk waxuma def na wala deful mais procureur waroon na ko woo laaj le port autonome de Dakar lañ wax ne moom la fa Cheikh Kanté def yëpp tey dañ ko defal promotion dégg nga de la poste la fa nekk umpul kenn ci Sénégal IGE def na ay rapport sur l'histoire de Petro-Tim ñu teg ko fële OFNAC ba mu ci commencé enquête def ay commission rogatoire ci lañ jëlee Nafi Ngom Keïta foofu teg fa keneen koo xam ne parce que wax na ni sànq am nañu effectivement prérogative maanaam saisir directement le procureur mais bu fekkente ne man wóor nañ ma ne bu ñu ma bàyyi Ibrahima Sène mii bu ñu ko fa bàyyi moom am na ngor ak fitu def loolu d'accord mais ma jëlee ko fa indi fa Sara Sall wala ndaw ma xam ne bon lu mu bëgg la fay doon looloo moom ci réew mi looloo fi am kon magistrat yi ñuy prolongé seen i kii de retraite mais c'est à dessein dafa am lu ñu ci jublu kon CREI yi jaratul muy dañ wala CREI yi wax nañ ñoom seen bopp ne dañ ko war a réformer te gis nga nar yi fi mu nekk mais bërki démb kenn fàtteegu ko bi Mimi Touré bi nga xam ne moom la ñu utilisé woon pour mu def ce sale boulot là après ñu def ko frigo politique saa yoo bëggee rappeler au bon souvenir des Sénégalais mu génne wax lu rëy ñu naan Mimi Touré quelque temps ñu fàtte ko chargé de mission c'est quoi alors elle a fait des sorties de 200 milliards la ñu recouvrer Moustapha Niasse ne ko ñun gisuñu ko xaalisu réew dafa am fu muy jaar dafa am ay loi de finance rectificative ah di pivot ah mais attends dama lay wax Ousmane parce que c'est important waxtu baa ñu dem ah 24 milliards yi redevance la de session de truc di pivot rapport IGE juillet page 92 mi ngi ci ils ont loolu somme yooyu la ñuy jël dëxañ ko ne oui ça c'est de l'argent de acquis recouvré traque de bien mal mais c'est faux dërëm bu bën gisuñu ko ba léegi jërëjëf société yi ñuy wax ak ay acte notarié la am benn yoon gisuñu fenn foo xam ne Karim moo ko moom amul société jaamu la njël moomale ko loolu yëpp li ci jublu mooy comme ils sont incompétents ils sont carents le Sénégal a soif paysans yi jaayu gerte enseignants yaa ngi jooy santé baa ngi jooy CMU bi dee na alors su amee beneen candidat rek dañuy jërëjëf Ibrahima Ndaw jërëjëf Serigne Cheikh Gueye jërëjëf Serigne Ibrahima Sène di gërëm di sant Oussa Assane Diouf mu ñu réaliser émission bi di gërëm di sant bu baax Cheikh Diop mu ñu gunge woon ci régie bi gërëm sant ñu daan teewlu ci Diine ak Jamono di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal wasalaam jërëjëf